salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu ku nekk turam ak santam ñu ngi leen nuyu yéen auditeurs téléspectateurs ITV iRadio ak di seet suñu site bi emedia.sn ak suñu plateforme yi yéen ñëpp ñu ngi leen nuyu seen tur ak seen sant xam ngeen nañ ko baaxoo defee bi coronavirus bi démarré ba léegi dañuy woo fii kilifa réew mi ñu waxtaan ak réew mi ci jafe-jafe yi ci surtout maanaam coronavirus boobu nan matuwaay la ñuy war a jël pour xeex ko coronavirus bi xam ngeen nag commencé na lëmbee àdduna fépp am na ci Europe ay décès yu bëree bëri fii ci Sénégal ñu ngi touché du bois fii amagul fii waaye fagaru balaa ngay lakkale ci xam ngeen ne professeur Seydi moom mooy maanaam médecin bi suivre maladie bi artu na Sénégalais yu bëri nee na bu ñu eggee ba 100 cas war nañu gën a xoolaat suñu bopp xoolaat suñu taxawaay xoolaat surtout maanaam yu ñu joxee comme ay directives ñu seet ko saytu ko moytu ko pour ñu mun a génn ci feebar bi xamante ne bàyyiwul kenn bàyyiwul président bàyyiwul ministre bàyyiwul directeur bàyyiwul talibé bàyyiwul ouvrier ñëpp lay laal ci àdduna bi gis ngeen jafe-jafe yi mu def fale ca Italie ci Espagne ci États-Unis dëkk gën a mag yëpp ak Chine sax bi nga xamante ne xëy na moom feebar bi jeex na fa waaye jafe-jafe ñoom ñu am nag mbégte tey dalal ministre Omar Gueye xam ngeen ne mooy ministre des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires ñu ànd ak moom tamit ak kii di docteur Cheikh Sokhna muy directeur de recherche URD chef d'équipe ci li xamante ne moom mooy IHU de Marseille bi professeur Raoul yore xam ngeen ne loolu Raoul fan yëpp moom mooy star mondial bi moom la ñuy waxtaanee ci mbirum chloroquine bu mu diggee te ñu koy def ci maanaam ci paj mi te loolu am na ay résultats yu mu commencé ak moom monsieur le ministre Omar Gueye ñu ngi lay nuyu di la dalal fii ci eMédia si iRadio ITV fan xeex bi coronavirus bi seen ministère foo lañ ci toll. jërëjëf Alassane maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci invitation bi nga ma defal di nuyu bu baax waa iRadio yëpp ak ITV ak auditrice ak auditeur yi ñuy déglu ak di ñu seetaan. di nuyu ki nga xam ni mooy docteur Sokhna bi fi teew tey liggéey ak docteur Raoul di wax ni mbir mi effectivement dafa concerner Sénégal yëpp mën nañu wax sax àddina bi yëpp mais comme si suñu réew la ñu nekk dafa concerner Sénégal yëpp te Sénégal boo xoolee ci constitution bi suñu constitution article 102 dafa wax ni collectivité territoriale yi mooy espace bi nga xam ni ci la citoyen yi di exprimer wu di bokk ci développement réew mi donc collectivité territoriale lépp loo xam ni xew na ci réew mi daf leen soxal bu baax a baax rawatina nag mbirum santé nga xam ni dafa bokk ci 9 compétences yi nga xam ni ñoom lañ leen transféré ci wàllu wi nag ñoom collectivité territoriale yi ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax te xam naa bu ñu demee ba ci biir waxtaan bi dinañ ci mën a dugg bu baax xamal rek ni Alassane collectivité territoriale yi nga xam ni téeméer lañu ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent maanaam téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaari commune ndax ville yi dañu am statut commune ak ñeent fukk ak ñaar collectivité territoriale yoo xam ne ay département lañu donc ñoom ñëpp soobu nañ ci liggéey bi bu baax a baax te ñu ngi ci def lu ñu mën pour que ñu mën a am ndam ci ginnaaw ki nga xamante ni mooy suñu président de la République son excellence monsieur Macky Sall nga xam ni bu guerre amee day am général bu ko yor te général bi tey jii président Macky Sall la ñëpp nekk ci wetam y compris les collectivités territoriales. ci liggéey boobu collectivité territoriale docteur Sokhna am na solo parce que yow liggéey nga ci lu bëri li nga xamante ne mooy rassemblement yi naka lay rassemblement yi di lawal feebar est-ce que solo collectivité locale ci xeex bi pour yow lu am lu mucc ayib la. maa ngi lay gërëm Alassane di gërëm ñi ngay liggéeyandoo ñëpp di leen nuyu di aussi nuyu. téléspectateurs yi mooy ñi nekk ci télé bi ak ñi nekk ci rajo bi iRadio ak iTélé waaw je pense que ne comme ni ko ministre bi waxee comme collectivité locale yi dañu am ay pouvoir transféré lu ñu leen jox je pense que ne am na importance te gis naa ci ay exemples yu bari gis naa par exemple bala ñoo commencé gisoon naa par exemple affaire marché xam nga waxtaanoon nañ ci. gis naa ne par exemple fu mel ni marché Médina. maire Bamba Fall jël na fa ay matukaay yoo xam ne lu jar a gis la lu jar a xool la lu jar a toppandoo la aussi si yenn maire yi waaw parce que collectivité locale yi am na solo lool pourquoi parce que fi nit ñi dajaloo yu bëri ñoom ñoo koy gérer. boo jëlee marché yi
boo jëlee transport en commun yi nii dem ak a ñëw boo jëlee même lieu de culture si seen biir maire yi la nekk par exemple mosquée yi mooy jàkka yeeg jumaa yi am na importance man depuis 2015 man jëm 2016 ma OMS organisation mondiale de la santé dafa définir rassemblement yi grand rassemblement yi comme yoo xam ne ay lieu la ay place la yoo xam ne buñ moytuwul bu ñu amee ay doomu jàngoro wala ay feebar yuy wàllee buñ moytuwul mën na faa jógee gën a law ndax lu tax ndax nit ñi dañ fay bari jumtukaay yi ñuy toggee yi ñuy fanaanoog yi ñuy lekk ak yooyu yëpp daf fay bari nit ñi dañuy dajaloo moom la tubaab di wax promiscuité man liggéey naa par exemple si màggal de Touba bi maa ngi siy liggéey sax depuis 2015 ba léegi am naa si ay résultats publié naa si 5 papiers scientifiques donc juróomi articles scientifiques mais dañu wane ne màggal de Touba par exemple am na feebar yu bëri yoo xam ne bu fa nit ñi jógee day gën a yokk mais loolu nag waxuñu ko maa ngi ubbi benn parenthèse waxuñu ko pour tiital nit ñi dañ ko wax pour wane ne màggal Touba muy gàmmu Tiwaawoon wala appelu laayeen yi wala ñaseen yi wala sax ay pèlerinage Popenguine ak yeneen yi war nañ mën a def xam buñ koy organiser feebar yi nga xam ne am na ci réew mi feebar yi am ci réew yi ñu xool ndax am na ay ñaq mooy ay vaccin ndax am na ay jumtukaay yoo xam ne war nañ ko mën a def pour def prévention ma joxe benn exemple si sibiru par exemple bu fekkee ne màggal Touba wala yeneen màggal wala yeneen événement yi dafa tase période boo xam ne dafa am mi ngi taw sibiru am na ay yoo am na war nañ mën a wut ay matukaay pour andi ay moustiquaires imprégnés pour ndox mi di taa fi moustiques yi di nekk ñu dindi ko joxe ay garab daal di ne garab sibiru kat ñii am na joxe ay TDR mooy test de diagnostic rapide jox ko structure de santé yi pour ñu mën a jóg bu amee feebar yu mel noonu te loolu bi ñu ko xoolee si par exemple si Magal Touba gis nañ ne feebar yi ñu tuddee maladie diarrhéique mooy biir bu daw xale yi daf fay bëri te loolu ñëpp xam nañ ne li mu liggéey mooy lekkuwaay wala tëddaay wala ay ndox yoo xam ne selluñu gis nañ aussi que ne maladie respiratoire yi dafay bëri aussi maanaam yi am ay sëqat ay dënn buy mett ak ay ngay sojog yooyu te loolu waa Arabie Saoudite ñoom ñoo ko njëkk a gis ci pèlerinage à la Mecque bi ñoom ñoo ko njëkk a gis te loolu tamit ay kenn xoolul di ko xool nii dañ ko gëstu de moo tax gëstu bi dafa am solo la dañ ko gëstu ba xool ko moo tax par exemple autorité saoudienne yi chaque fois bu pèlerinage amee maanaam dem Màkka dañuy jël seen matukaay dañuy am ay vaccination yu ñuy demandé gis nga ñuy dem Màkka dañ leen di demandé ñuy def vaccination gis nga boo demee Màkka aussi am na ay matukaay yu ñuy jël mais loolu dañ ko gis di si fagaru donc loolu mooy am solo wu li ñuy tuddee ay grand rassemblement parce que day jox ay jàngat yu bari te loolu finalité bi mooy jeextaay bi mooy ministère de la santé gouvernement Sénégal par exemple ñu jox ko ay recommandations yoo xam ne bu yooyu amee recommandations yoo xam ne dañ koy teg ci ay gëstu yu leer ñu ne ko kat maag léegi am da nga fexe ba niwaakinine am wala na nga fexe ba ñi am diabète na fexe ba feebaru diabète yi wala garabu diabète yi bu am rupture parce que léegi donc yaakaar naa ne loolu am solo la te gis naa ne au niveau des collectivités locales boo xoolee de plus en plus maires yi ñoo ngi gën a impliqué wu gis maa ngi xool ci presse bi bëgguma sax tudd ñeneen ñi mais gis naa ne maires yaa ngi impliqué te loolu je pense que lu am solo la xam naa sax dañu si ñëwaat ci waxtaan bi parce que coronavirus bi daf ñuy jàngal yu bari te am na yoo xam ne moom bu coronavirus bi jeexee dañ koy bàyyi mooy distanciation sociale bi par exemple nga taxaw 1 mètre sol masque yi sol gants yi ñu koy bàyyi mais am na yoo xam ne mënuñu ko bàyyi te foofu nag la ñu war a gën a jàpp ba gën ko def parce que bu coronavirus bi jeexee loo xam ne ay jeexital la loo xam ne wóor nañu ne lii bu ñu ko defee dañ am wér-gu-yaram ba pare dañ gën a mën a lorante je pense que ne loolu war nañ si mën a insister aussi. waaw monsieur le ministre am na ñu bëri ñu naan sensibilisation bi dafa mel ni ci dëkku taax yi rek da yem parce que ci biir réew mi. collectivité territoriale yi fa nekk dafa mel ni dégguñu bu baax nit ñi yëg nañu feebar bi am na sax ba léegi ñi xam ne dañoo yaakaar ne feebar bi amut ay wax la.
li ma bëgg a njëkk a leeral mooy d'abord ñu xool ci yan cadre la Sénégal nekk ci wàllu décentralisation c'est extrêmement important. wax naa léegi constitution wax naa article 102. ni mu taxawalee dëggal ni Sénégal dañ ko organiser ci ay collectivités territoriales. ñaareel bi mooy le code général des collectivités territoriales nga xam ni ñu ngi ko voté en 2013 indi acte 3 de la décentralisation nga xam ni Sénégal léegi ñaari ordre de collectivité territoriale rek ñoo am. mooy communes yi ak départements yi. waaw bu ci nekk dafa am ay yu ñuy jël ay compétences wax naa ko léegi. transféré la ko. président Macky Sall ci acte 3 de la décentralisation dafa dooleel collectivité territoriales yi jox leen ay jumtukaay yu doy pour que ñu mën a liggéey mën naa joxe benn exemple pour la première fois bi collectivité territoriale amee ci Sénégal ba léegi te yàgg na parce que 1872 la ñu njëkk a créé commune bu Gorée ak bu Saint-Louis. pour la première fois président Macky Sall décidé ni fonds yi nga xam ni moo war a jóge ci état bi jàppale collectivité territoriale yi lim ñu joxoon ndigal man ak sama nattangoo bi nekk finance mooy avant le 31 mars bii ñu nekk te boobu bi mu koy wax coronavirus kenn xalaatul ni dina am. nañu fexe ba koppar yooyu egg ci collectivité territoriale yi tey jii lu ëpp juróom fukki milliards ak ñeent mi ngi ci compte collectivité territoriale yi nekk Sénégal yëpp donc loolu am na solo ci jàppale. kon jot nañu xaalis boobu. commencé nañu ko liggéeyee. ñi ngi koy liggéeyee bi ci des mooy li nga xamante ni mooy collectivité territoriale yi bi mbir mi amee. bi mbir mi amee lan la ñu def. may profiter ci occasion bi di féliciter sama nattangoo bi yor santé mi Abdoulaye Diouf Sarr ci taxawaayam bu mat sëkk ci bi nga xamante ni président Macky Sall jox na ko ndigal pour que mu jël mbir mi en main gouvernement bi yëpp jàppale ko ci. bi mu amee man dama ànd ak moom ñu dem seeti ñi nga xamante ni ñoo yor association yi ŋànk collectivité territoriale yi muy AMS association des maires du Sénégal. te suñu nattangoo ci wàllu maire yi muy Aliou Sall jiite ko. ak association des départements du Sénégal te docteur Adama Diouf jiite ko. bi ñu demee toog ak ñoom waxtaan ak ñoom. ni leen mbir mi am na xam nañ ni sax ya ngeen ci bàyyi xel wante dañ leen di ñaax ngeen gën a jël mbir mi en charge. bi loolu weesoo aussi fuñ ci toll rek man mi yor collectivité territoriale yi président Macky Sall dénk ma ko damay bind bataaxal yónnee ñëpp ñi nga xam ne ñooy maire ak président conseil départemental neen fi lañ toll ci mbir mi lii la ñuy xaar ci yéen. te boobu ba léegi ñu ngi koy doxal moo xam collectivité territoriale yi nekk ci réewu taax yi moo xam ñu nekk ci àll bi ndax ci seen biir budget am nañ possibilité ñoom di am luñ ciy jël di ko dugal ci wàllu santé te comme mbir mii nag lu nu kët ni jonn la ñoom li ñuy def mooy dañuy jël ci seen budget di dugal ci ñaari fànn benn bi mooy am na ñoo xam ni dañuy wut matériel bu bare moo xam médiatiser nañ ko maanaam moo xam taskatu xabaar yëg nañ ko wala déet jënd ko jox ko comité yi nga xamante ni ñoo nekk ci seen département wala seen arrondissement. te loolu def nañ ci lu bëree ñun ñu ngi jot information yi. di ko noter di ko capitaliser. am na ñoo xamante ni aussi dañuy jël ci seen budget wala ci seen alalu bopp man gis naa ay maires yoo xam ni en dehors même ci seen budget ci seen yifu bopp lañ jël dugal ko ci mbir mi. donc di def sensibilisation aussi loolu lu am solo la ndax ñoom wax nañ ko léegi maire wala président conseil départemental dafa jege askanam parce que ñoom ñoo leen fal. lan moo tax nag monsieur le ministre population di naan ñoom ci terrain bi concrètement ci mbir mu santé gisuñu maire yi bari centre santé yi gaa tabax nañ ko amul jumtuwaay amul yenn saa sax alcool bi ñuy fajee nit ñi sax jafe-jafe la ci yenn centre santé yi. man li ma xam. parce que man yàgg naa ci collectivité territoriale man 2002 laa njëkk a nekk président conseil rural bu Sangalkam. boobu ba léegi ñu ngi may fal may yor collectivité territoriale. xam nga réew mu taax la. non mais boo demee ci biir Sénégal. en dehors de ça dañuy génn ñu nit di dem ci biir askan wi. di xool li collectivité territoriale yi di def mën naa la wax ni fii tey surtout nag ci mbir mi nga xam ne ci la ñuy waxtaane muy coronavirus collectivité territoriale yi def nañ ci lu bare. bu yàggul président Macky Sall ci ñi muy recevoir di waxtaan ak ñoom ci mbirum coronavirus recevoir na AMS association des maires du Sénégal ak association des départements du Sénégal. bi ñu génnee ñoom seen déclaration mooy dañu bëgg collectivité territoriale lu gën a gàtt ñu jël milliards ñoom ci seen am-am dugal ko ci
mën naa la wax ni fi ñuy toll ci en tout cas éléments yi nga xam ne jot naa koo jot. lu ëpp juróom-benn téeméeri million. jóge na ci collectivité territoriales yi dem ci xeex bi moo xam ci wàllu matériel bu ñu jënd la ay gel hydroalcoolisé wala yeneen xeetu saabu wala yeneen xeetu matériel. mais milliard bi jotagul. yegseegul. non motagul milliard bi. ci li ñu jotagum. mën na am mat na parce que dañ koy collecté. man bind naa bataaxal gouverneur yi nekk Sénégal yëpp ni leen ci seen région bëgg naa ngeen yónnee ma li nga xam ni moom la collectivité territoriale yi di def li ma jotagum am laa wax. yeneen yi ñu ngi ñëw man li ma wóor te wóor mooy milliard boobu moom daañu ko dépassé ci collectivité territoriale yi mais li ëpp solo tamit mooy sensibilisation bi. jege askan wi. di leen wax li nga xam ni moom la gouvernement bi décidé ci ndigalu président Macky Sall jaarale ko ci ministre Abdoulaye Diouf Sarr ci fagaru di raxasu di bañ a joxe loxo di respecter distance réglementaire yi di jàppale it service d'hygiène yi gis nga service d'hygiène lu am solo la ci réew. amuñu moyen ñoom. moo tax ma ni. dinañu am moyen parce que président Macky Sall décidé na jàppale service d'hygiène. service d'hygiène yi dinañu am moyen mais collectivité territoriale tamit. mën nañ ci seen possibilité ñu am jàppale service d'hygiène problème bi te actuellement gis naa ni amuñu moyen humain amuñu moyen matériel. waaw mais loolu dina ñëw parce que en tout cas ba démb maa ngi gis effort yi service d'hygiène di def notamment département Dakar département Pikine Guédiawaye ak département bu Rufisque te xam naa ni opportunité bi am malheureusement mën nañ ko wooyee pour service d'hygiène taxaw président Macky Sall ak ndigal yi mu joxe ak li nga xamante ni mooy fonds bi mu taxawal muy force Covid 19. du ñàkk ñu am luñ ci jël jàppale service d'hygiène. donc service d'hygiène service bu am solo la. waaw monsieur le ministre service d'hygiène dafa mel ni Dakar rek lañ ko gisee boo demee ci gox-goxaan yi xëy na benn nit ngay fekk ci toute ville dañu mun def loolu boo demee ay Ourossogui dem Tambacounda benn ñaari agent pour toute une ville. waaw xam nga loolu situation bu amee dafa am lu muy jur. xam nga li ñuy wax rek crise boo gis bu jeexee leneen bu bees mooy judd wax naa léegi ni tey jii xam nañu rôle service d'hygiène ci Sénégal moo tax ba actuellement ñu ngi leen di jàppale te équipement bi ci war ak recrutement bi ci war man xam naa ni président Macky Sall. joxe na ndigal pour que ñu gën a yokk recrutement ci service d'hygiène gën a yokk seen moyen matériel ak seen moyen financier pour que ñu mën a jouer rôle bi ñu war a jouer te collectivité territoriale yi tamit mën nañ leen jàppale ci seen budget pour que service d'hygiène seen localité am matériel bi nga xam ne moom lañ soxla. waaw docteur Sokhna gis nañu campagne électorale bu jegsee maire yi ban farlu bu ñuy am ci population bi wàcc terrain bi de porte à porte di wax ne leen woote la yooyu wàcc coronavirus bi dañoo gisul maanaam laxasaay boobu am ci. lan moo tax loolu amul maire yi ban rôle la ñu war a jouer justement ci gën a sensibiliser population parce que ñoom ñooy les premières personnes administratives avec la population. waaw jàpp naa ne loolu moom lu ñu bu fekkee ne noonu lay demee moom lu ñu mën a lu ñu war a rectifier la. je pense que ne coronavirus bi comme ni ko monsieur le ministre waxee xam naa dina revisiter suñu doxin à tous les niveaux nag wax na léegi service d'hygiène. je pense que service d'hygiène am na ñu ma fa xam ñoo xam ne par exemple ki ko jiitee colonel Dieng Sarr vraiment c'est un homme de devoir xam naa ne moom bu ñu ko jàppalee mu am ay jumtukaay yu baax a baax ñu décentraliser ko yaakaar naa dañu am liggéey bu am solo man li ma mën a wax rek mooy il faut que ñu gën a décentraliser suñu lutte bi au niveau par exemple sanitaire je pense que ne waxoon naa ko nee naa fi mu toll bu fekkoon ne lutte coronavirus dañ ko commencé au niveau central mooy au niveau du ministère de la santé avec les cadres et cetera fi mu toll war nañu inverser situation bi yóbbu ko au niveau décentralisé maanaam commencé bu dee structure sanitaire par exemple bu ma joxee exemple structure sanitaire yi li gën a suufee mooy case de santé am na benn agent de santé communautaire ASC moo koy jiite. donc foofu war nañ fa def fa ay jumtukaay yu baax def sensibilisation parce que moom moo nekk en contact direct avec les populations rurales. surtout les populations rurales et boo waxee population rurale c'est population vulnérable. mooy ñoo xam ne amuñu ay moyens amuñu information bi ñu waroon am déjà xëy lekk naan day nekk problème ci ñoom léegi donc problème de santé day nekk du nekk priorité.
donc ñooñu war nañ leen mën a la sensibiliser wax leen coronavirus parce que léegi xam nañ ne lu am la xam nañ li tax mën nañ ko moytu bu baax a baax a baax a baax ba kër ñuy am ay garab ak wala ay vaccin yu efficace donc boo jógee ci case de santé bi nga dem ci poste de santé bi même chose ba centre de santé bi au niveau départemental ba ci hôpital bi te loolu comme ni ko ministre bi waxee foofu saa boo foo dem rek am nga fa benn maire mu nekk boo xam ne ancienne communauté rurale lañ koy wax mu nekk commune am nga président département am nga fa lépp donc élus locaux yi ñoo nga fa te je pense que war nañ mën a góorgóorlu pour gën a ñaax nit ñi jàppale leen ci surtout nag jàppale leen parce que yaakaar naa ne sensibilisation moom day continuer mi ngi ñëw mais il faut ñu wut ay jumtukaay yi moom ni mu ko waxee ay gel hydroalcoolique ay masque ay eau de javel ay saabu ay ñi nga xam ne dañu nekk ci sécurité santé yi am na ay blouse jetable yoo xam ne cher yooyu man mën nañ leen ko utiliser comme ça booy ñëwee parce que xam nga nit ki bu ñëwee di consultation ñëw ci benn poste de santé fekk infirmier bi amul gant wala amul masque amul dara léegi yaa ngi exposé non seulement personnel de santé bi mais yaa ngi exposé aussi même sax ki nga xam ne mi ngi ñëw te xamuñu ko te comme coronavirus ni ñu ko gisee feebar bu entre guillemets bu banal la maanaam boo ko amee boo nekkul ci forme grave yi rek nit ñi dañuy jàpp ne yow kat sa yaram day metti wala da ngaa fatigué wala nga socc wala feebar daal boo xam ne du am alerte bokkut yeneen feebar yi léegi boo ko yoree nekk foofu te mënuñu am ay jumtukaay yoo xam ne mën nañ ko gis rapidement loolu après xam naa dañ ci ñëw parce que stratégie baax na mais yaakaar naa ne Sénégal fi mu toll nii boo déggee professeur Seydi ni mu ko waxee. nee na cas yi mi ngi yokk dépassé nañ 100 plus de 100 patients yi. dépassé nañ ko. war nañ mën a revisiter waat suñu stratégie xool ndax duñ ko yokk parce que waruñu rek di xool li Europe daan def li États-Unis daan def li Chine daan def ñu copier coller ko dañu war a xool li nga xam ne baax na ci ak suñ contexte culturel. et social. boo xam ne bokkul ñun ni ñuy dundee ak chinois yi bokkuñu. ñuy dundee ak européens yi bokkuñu. donc ñun war nañu xool suñu spécificité dëkk pour mën a def loolu je pense que ne en tout cas daal man li may lancé ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu yore mooy maire yi nga xam ne vraiment ñoo suñuy administrateurs yi ñun ñu nekk ay administrés au niveau des communes parce que ku nekk fa nga dëkk am nga benn maire bu fa nekk wala am nga fa député bu fa nekk wala am nga fa benn conseiller municipal wala conseillers municipaux yu fa dëkk mooy ñu gën a décentraliser seen activité gën a ñaax man gis naa ñu commencé nañ ko def man par exemple man Liberté 5 Liberté 6 laa dëkk mais gis naa ñuy jël takk rajo loolu sax Alassane may ma def ci benn parenthèse parce que gars yi nit ñi dañu privilégier sensibilisation bi ci télé beeg rajo bi yeeg yooyu baax na trop mais ñun dañu amoon ay jumtukaay yoo xam ne dañ ko daan def mooy dara xew ñu jël benn ndënd jox benn géwél muy tëgg di dugg ci biir askan wi di wax nit ñi naan parce que moom kooku xam nañ ko bu waxee rek ñu ne bàyyi diw ñëw na diglu leen bàyyi diw mu ñëw ci penc bi daal di tëgg wax daal di coronavirus bi léegi léegi bu ñu ko soppee léegi nit mën naa am oto def ci ay baffle ay haut-parleur ànd ak ay leader d'opinion ay voilà ñu ngi ko xam ñu ngi koy waxee ñoo xam ne mën nañ dugg ci kër yi di allo salaamaaleykum commencé wax di wax te loolu lu am importance la te loolu spécificité la xam nga mën na ko def Europe. boo ko doon def Europe ñu ne tapage sonore yooyu alors que fii bokk na ci suñu aada bokk na ci suñu culture ñu koy def donc war nañ mën a am na pratique yu bëri yu ñu doon def yoo xam ne fi mu toll coronavirus war nañ ko mën a indiwaat ci kanamu askan wi ñu def ko. mais ci waxtaan bi am na li nga wax lu am solo mooy saabu bi. saabu bi dañ koy xeeb. waaw lu bari dañ koy xeeb waaye saabu bi nee nga moo gën a efficace sax yenn saa maanaam gel yi ñu jëli. est-ce que population yi ku nekk dafa war am benn siwo ci buntu këram ou bien ci biir këram def ci ndoxu saabu xëbal ko bu nit ñëwee seet si ko mu raxas loxoam mu am beneen ndox bi nga xamante ne ci lay gën a lenkali loxo bi balaa muy dugg ci kër gi. waaw saabu bi li tubaab di wax lavage régulier des mains loolu moom comme ni ma la ko waxoon Alassane loolu ci mesure préventive yi ñuy def nii fi mu toll nii dans le monde moom rek moo ci am ay preuves scientifiques. saabu bi yeneen ñuy utiliser yëpp
ñoo ngi koy commencé jàng ak coronavirus bi di xool ndax baax na ak baaxut mais saabu bi moom moo am preuve scientifique ne kuy jël saabu di ko raxasoo mu nekk xale mu nekk mag surtout xale yi sax nga leen di sang bu baax maladie yu bëri day wàññeeku wax naa la ko fii naa la maladie diarrhée yi day wàññi de 50% genn wàll maladie respiratoire yi day wàññeeku de 30%. te loolu ma lay wax nii am na étude boo xam ne Pakistan lañ ko defoon 2002 man mi di wax ak yow def naa ko Sénégal résultat yi commencé naa génn si ñaari village yu tudd Djelmo Ndiop région de Fatick maa ngi leen di au passage sax di leen nuyu parce que depuis lu mat 25 ans ñoo ngi liggéey foofu ak waa Institut Pasteur de Dakar te loolu dafa wane ne saabu yi parce que gel hydroalcoolique yi baax na si par exemple comme fi ñu toogee nii si plateau bi nii xam nga fi mu toll mënoo jóg dem raxasu ñëwaat mais mën nga ko jël def ko sa loxo boo nekkee sa oto wala boo nekkee si salle de consultation wala par exemple chirurgien bi nekk en salle d'opération wala infirmier wala médecin bi nekk di consulter parce que du am point d'eau mais boo amee point d'eau maanaam boo amee robinet wala comme ni nga ko waxee panne wala siwo foo ko amee c'est-à-dire foo amee ndox rek moom moo gën fuuf parce que léegi wane nañ ko léegi nag je pense que ñun Sénégal dañu war a suñu xarale yi ñu am nii dañ ko war a valoriser mu wóor na ma ne def ay xandi wala ay ni ñu koy waxati barigo defar si robinet di ko teg si biir entrée quartier yi loolu je pense que ne rôle maire yi war nañ ko mën a def mën nañ jënd ay saabu waaw jënd ay saabu jënd ay barigo di si def ndox nga xam ne am na ay par exemple marché yi wala terminus par exemple lu mel ni terminus Liberté 5 terminus Car yi terminus Tata yi def fa ay barigo def fa ndox def fa robinet def fa foo xam ne foofu la ñuy jëlee ndoxu évacuation bi pare def fa saabu ñi di raxasu mën na nekk parce que Alassane gis nga coronavirus bi prévention yi ñuy wax yu bëree bëri bu coronavirus jeexee dañ koy bàyyi. xam nga distanciation sociale bu jeexee dañ koy bàyyi. c'est-à-dire bu fi mu toll bu jeexee suba rek ñu ne amatul kii rek nit ñi commencé woon dinañ nuyoo. commencé nañ ñu def accolade. commencé nañ ñu waat di duggaat si ñu koy wax si transport en commun yi. mu am surcharge mu am lépp dañ koy commencé mais am na loo xam ne même bu coronavirus bi jeexee waruñu ko bàyyi mooy saabu bi mooy di raxas saabu moom la tubaab di waxee hygiène corporelle. mooy aussi hygiène alimentaire. mooy li ñuy lekk nii ñu di koy xool. di ko raxas ak eau de javel di togg bu baax mooy hygiène environnementale mooy suñu dëkkuwaay yi ñu gën leen a raxas gën leen a defar poussière bi mbalit mi yooyu yëpp ñu mën koo defar hygiène environnementale bi day indi hygiène publique mooy service d'hygiène ñu gën leen a may ay matukaay gën leen a dooleel ñu mën a jàpp si liggéey parce que loolu moom bu ñu koy def rek c'est sûr que ne dëkk bi moom dina am monsieur le ministre collectivité territoriale ci loolu ci li mu diggaale comme mesure yi ñu war a jël dañoo constaté que dañoo ne marché yi dañ koy tëj yenn saa de 6 heures du guddi ba 6 heures du matin te marché yi moment de rassemblement la est-ce que am na pertinence ñu ubbi marché yi ba léegi. waaw balaa may tontu ci sa question marché bi dama bëgg rek ñu comprendre bu baax ni parce que dafa am loo wax tout à l'heure nga ni sentiruñu collectivité territoriale yi. Je pense qu'il est important que ñu xamal askan wi ni maire yi ak président conseil départemental yi lépp lu ñu mën ñu ngi koy def actuellement wax naa la léegi ni jot naa ay information yu wër ci ni maire yi ak président conseil départemental yi dugalee seen loxo. wax nga ci campagne électorale yi dañuy def porte à porte. oui mais coronavirus bi kenn gisu leen ci porte à porte. mais xam nga porte à porte quand même ci wàllu coronavirus nga xam dañuy dajaloo loolu it. dañ ci def attention maanaam mbooloo muy on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire il faut ñu utiliser ay moyens ak ay méthodes pour gën a mën a waxtaan ak askan wi mais ci li ma la bëgg a xamal mooy mbir mi yemul rek Dakar parce que da nga wax léegi ni collectivité xëy na yi nekk Dakar yi nekk Dakar def nañu effort gis nañu maire Dakar joxe 100 millions ci commune am ci ville bi gis nañu Yoff tamit joxe gis nañu Pikine gis nañu Guédiawaye ñu joxe département Tëngéej bi nga xam ni man fa laa dëkk comité départemental bi nga xam ni foofu fukki collectivité locale ak ñeent la maanaam fukki commune ak ñaar ak benn ville ak benn département ñoom dañu créer kuréel boo xam ni préfet bi moo jiitee comité départemental bi ci wàllu coronavirus mais trésorier bi mooy le président du conseil départemental de Rufisque l'honorable député Souleymane Ndoye lan la ñu wax foofu ñun dañ ni
minimum collectivité locale bu nekk territoriale bu nekk dina joxe 2 millions le département joxe 10 millions la ville joxe 10 millions ci fukki collectivité territoriale ak ñeent fukki yëg ñaar yëpp engagé nañu seen i li ñu waroon a def mu des ñaar ñooñu ñu ngi xaal ay information boo demee ci biir Sénégal tamit boo demee Foundiougne gis nga président conseil départemental ba la mu def Podor la même chose boo demee ba ay Tambacounda maire ya fa nekk la ñuy def xëy na problème communication la nga dem fa bu gën a sore ba Fongolembi amul benn maire ak benn président conseil départemental ak équipe am maanaam les conseils municipaux ak les conseils départementaux yoo xam ne dugaluñ seen loxo ci mbir mi. loolu il faudrait que loolu baax c'est bien ñu comprendre loolu xaalis la dugal nañu ko beneen ci xeex bi mais problème bi mooy population bi dañoo soxla plus de sensibilisation même bu xaalis amee maanaam ñu comprendre que feebar bi am na day reye te feebar nii lay demee bu fekkee ne mobiliser nañu xaalis te defuñu communication bu war population comprendre ko dafa mel ni xaalis bi du am njëriñ. alors moo tax ma wax la sànq bi may wax mbir mi ñaari pàcc la. benn bi mooy mobiliser ay ressources jàppale effort bi président Macky Sall di def. parce que collectivité territoriale démembrement état la. beneen bi mooy sensibilisation ci biir sensibilisation boobu aussi ñu ngi koy def en tout cas man gis naa collectivité territoriale yu bare yoo xam ne lii docteur wax léegi dañuy takk ay rajo ànd ak waa Croix-Rouge di wër dëkk yi di ko def man commune ba ma nekk def nañ ko. mais marché yi te ñu marché yi pour sensibiliser nit ñi. marché yi da nga ubbi. marché yi tamit xam nga mbir mi par étape la xam nga commencement mbir mi état d'urgence amul woon bi ñu demee parce que loolu lépp dañuy bàyyi ñi xam ñu joxe seen xalaat. doo yeewu rek ni tëj naa marché yi. wala tëj naa lii. même président Macky Sall bi muy jël décision pour tëj école yi. dafa waxtaan ak ñi nga xam ni ñoo xam jàngoro ji. tey jii docteur li mu ci mën a wax man mi mënuma ko cee wax mënoo ko cee wax. lim ci xamuñu ko. dëgg la même boo demee ba réew yi gën a développé ñoom it bala ñoo jël décision. dañuy woo ñi nga xam ni ñoo xam mbir mi. ñu leen toll nañu bërëb sàngamkat lii moo war a taxaw. su ko defee ki nga xam ni moom moo habilité jël décision boobu jël ko. président Macky Sall bi muy tëj école yi ak bi muy jël état d'urgence yooyu yëpp day waxtaan ak ñi ko xam bu ñu tolloo ci war a tëj marché yi mais marché yi dañ koy tëj. bu ñu tolloo ci leneen lu gën a contraignant tamit maanaam lu gën a tar dañ koy def mais nañu bàyyi ñu yor liggéey boobu ñu def ko bis bu ñu joxee décision yooyu ca kaw muy président Macky Sall ak équipe bi ko wër daañu joxe ay tegtal ak ay ndigal mais terewul am na ay maires yu jël ay décision ay arrêté parce que ci seen compétence la bokk ak seen prérogative pour wax ni marché yi day heure sangam ak heure sangam lay tijji heure sangam ak heure sangam lay tëj. loolu mën nañ koo def. mais bu ñu demee ba mu war a doon loo xam ni dafa war a généraliser wu loolu li ma la war mën a leeral ni mooy dogal bi bu ko maire jëlul it président de la république mën na koo jël mais en attendant li ñu leen di gën a ñaax ñoom maire yi mooy. benn lépp lu ñu mën ci jàppale financièrement seen gox. ak kuréel bañ fa taxawal te autorité administrative yi jiite ko nañ ko def ñaareel bi ñu continuer di ñaax askan wi ci fagaru yi ñu war a jël te fagaru yooyu ministère de la santé tëral ko ñëpp war ko respecter muy yow muy man muy keneen. donc loolu tamit ñu ngi ciy xaar maire yi bu baax a baax ak président conseil départemental. am na ñu bëri ñu naan est-ce que couvre-feu bu ñu instauré de 20h à 6h du matin am na pertinence parce que ñu bëri nee nañu bëccëg bi dana ñuy di gën di génn. te virus bi ñëpp nee nañu nit moo ko yóbbu moo koy transporté. est-ce que bu ñu arrêté wul transport bi bëccëg bi dañuy nu ñu àndale nu ñu dem di doxalante couvre-feu bi guddi en général nañuy bariwul lu ñu génnee. la plupart des gens bëccëg la ñuy génnee. est-ce que am na pertinence. waaw am na je pense que am na pertinence. parce que boo seetloo comme ni ko monsieur le ministre waxee dañu commencé di wax nit ñi moytu leen xaar leen bu leen def li bu leen def lii defuñu woon couvre-feu defuñu woon état d'urgence. après cas yi commencé yokk ensuite cas communautaire yi maanaam cas yi nga xam ne kenn xamul fu ñu leen wàllee yokk te loolu moom bu yokkoo rek maanaam doomu jàngoro bi mi ngi si biir si ñun mi ngi circuler kenn xamul ko am. donc moo tax ñu président de la république daal di jël état d'urgence boole si couvre-feu bi waaw nit ñi dañuy wax naan couvre-feu bi déjà am na jeexital. maanaam au moins de 20h à 6h du matin. nit ñi au moins dañu resté ci seen kër. léegi entre
si suba gi mooy dans la journée foofu la amee problème mais comprendre nañ man comprendre naa gouvernement je pense que loolu ñëpp ñu bëri comprendre nañ ko xam nañ ne confinement général. bi nga xam ne par exemple Chine defoon na ko ak yeneen dëkk yi. ñun ak Sénégal bokkuñu moom laa lay wax. Sénégal dafa am benn contexte dafa am benn réalité. c'est un pays où l'informel domine. c'est-à-dire que ñi ñëw di xëy di wuti dépense di dem ak ñëw ñoo ëpp te ñooñu boo bëggee réglementer seen circulation mën nga ko réglementer ci guddi gi parce que après nit ñi ñu dem seen kër mais ci bëccëg bi ñu dem wuti dépense quotidienne boo ko bëggee réglementer day métti. La deuxième chose mooy suñu structure sociale famille yi li tubaab di wax ménage donc yu ñëwit aussi da ngay gis ne ñun suñu famille yi ay famille macha allah ay famille nombreuses lañ donc promiscuité lay andi mooy dajaloo fenn et cetera te loolu boo ko defee toute la journée ñu koy def donc bàyyi leen bëccëg bi ñuy dem di ñëw loolu lu baax la mais li ñu si mën a wax mooy man de li ma si mën a def pour sensibilisation mooy comme ñu accentuer c'est-à-dire que gouvernement du Sénégal état bi ak ministère de la santé ak ñëpp accentuer maanaam yokk seen doole ci journée bi parce que journée bi moo nekk problème te journée bi bu ñu yokk seen doole comme ni mu ko waxee communauté collectivité locale yi am nañ ci jeextal. mais nag du ñoom rek il faut les forces de sécurité gendarmerie armée police service d'hygiène ak ñeneen ñu mën a sax réquisitionné war nañ ci jàpp parce que foo xam ne mbooloo daf fay am rek muy transport en commun yi gis nañ commencé nañ ko réglementer marché yi war nañ ko réglementer parce que je pense que ne Sénégal donc ngay gis marché buy ubbi 24 heures sur 24 man marché Castor laa xam sama waa kër fa ñuy demee laaj naa leen mais marché Castor 3 heures du matin la ubbi 3 heures du matin le camion yi ñëw di indi wàccee légumes yeeg yooyu ba 3 heures du matin encore parce que tout simplement bu nit ñi wàccee 21 heures ñiy indi seen marché ñoo ko ñëw donc yow doo am sax temps boo raxasee marché bi. doo am temps boo defee ordonner marché bi donc maire bi sax day am problème maire bi koy xam ne administré day am problème. donc yooyu je pense que ne décision yi nga xam ne président jël na ko dafay ànd ak ay mesures d'accompagnement. léegi justement bëccëg bi ban stratégie dañu mën a trouver ci bëccëg bi nit ñi. xëy na génn di dem di wut du ñu lekk parce que mën nañu confiner ñëpp ni ko président Bénin waxee tey si benn jeune rajo que Bénin mën nañu confiner nit ñi parce que nit ñi foo ñu génn dem wuti lu ñu lekk parce que pauvreté bi nu mu mel la. bokkuñ ak réewum taax yi. waaye ban stratégie ban communication lañ war def bëccëg bi pour nit ñi xam ne feebar bi day lawe jegentoo bi da koy walle joxante loxo da koy walle nit ñi bañ a rassembler wu te mën a dem seen soxla duñu lor kenn. mais loolu nga wax moom loolu mooy stratégie bi stratégie bi mooy comme nit ñi dañuy war a liggéey dañuy xëy liggéey bureau yi déjà foo xam ne mën nañ fa def télétravail mooy nga yóbbu sa ordinateur dem sa kër di liggéey bu fekkee ne yow li ngay liggéey taxul nga war a déplacer wu xam nga déjà loolu rek bu ñu ko defee ci service yi par exemple service bu doon am 50 personnes ñu fexe ba 10 personnes di ñëw baax na boulangerie yi boo gisee ni ñu koy rangee ñuy rang 1 mètre bu ñaar duggee ñetti dugg ñetti génn supermarché yi grande surface yi la même chose transport en commun bi la même chose ñu régulariser ko c'est-à-dire que ñu ne ku doon def téeméeri personne léegi ñaar fukk lañ la permettre ba pare taxawaay yi au niveau des gares routières ñu xool ni ñu koy taxawee ba pare sensibiliser leen li ma la wax mooy def ay jumtukaay yoo xam ne dañ mën a di raxas seen loxo di kii di ko changer di xool bu baax masques yi par exemple masques yi maa ngi siy ubbi beneen parenthèse mooy masques yi ak gants yi nañ nit ñi jàpp ne masques yi ñuy utiliser ak gants yi nañ jàpp ne comme mouchoir la boo ñandu maanaam lu ñu war a jël bu ñu paree dugal la si poubelle lu ñu fermer parce que bu nit ñi ñëwee di utiliser ay gants pendant 2 heures 3 heures 4 heures de temps wala toute la journée après nga pare daal di wàcc rek daal di sànni wala si mbedd mi sànni yow moom yaa ngi lawal doomu jàngoro bi. masque bi aussi boo ko utiliser ba pare daal di pare egg sa kër wala nga egg fi ngay liggéey rek daal di xëcc rek sànni dugaloo ko si poubelle bi raxasoo sa loxo loolu yow bañ a sol gant wala nga bañ a sol masque. moo gën. donc na nit ñi aussi ñu sensibiliser leen si gants yi ak masque yi distanciation sociale bi. ak raxas loxo yi mu ëpp solo fuuf sol gants yi ak sol masque yi. sol gants yi ak masque bi boo nekkee sur un milieu confiné mooy nga nekk si benn ay oto wala nga nekk si benn service xamantewu leen xamul nag kii fu mu jógee
nga sol gant bi parce que da nga nekk si benn salle loolu baax na nga sol say masque mais boo génnee si mbedd mi moom di dox nii sol gant ak sol masque jëriñu dara parce que joomu jàngoro bi nekkul si air bi nii di taxawal. il faut mu am benn sport à un moment donné fenn fu mu tax donc ba pare sol gant yi aussi nañ jàpp ne que personnel médical bi moom moo ko gën a amal ëppal solo. ak personnel médical bi ak ñi nekk si restauration yi par exemple ñi nekk si boulangerie ñi nekk si restaurant yi ñuy jaay loo xam ne nit ñi dañ koy lekk. loolu moom waaw ñu sol gant ba pare nañ fàtte ne gant bala nga koo sol da nga war a njëkk raxas sa loxo ba mu set. boo raxas sa loxo ba mu set. nga daal di sol say gant. boo solee gant yi ñaari waxtu ba ñetti waxtu. amuloo possibilité simi ko. jëlal gel hydroalcoolique. nga raxas gants yi. même boo ko simi da nga raxas gants yi. waaw boo ko sumee ba pare. nga raxasaat sa loxo. parce que bu sa loxo salté ba pare nga sol gants yi. c'est la même chose. masque yi tamit noonu la masque yi boo ko yoree dafa am benn période boo xam ne ñaari waxtu ba ñetti waxtu. nga changé ko te boo koy changé maa ngi leen koy fàttali. nañ ko jël def ko ci poubelle. raxasaat sa loxo. parce que boo ko deful moom gant bi comme ni ngay yore mouchoir. daal di sëqat sa loxo même chose lay nekk donc je pense que ne loolu war nañ si mën a góorgóorlu bu baax a baax sensibiliser waat nit ñi. couvre-feu bi. ak état d'urgence bi xam naa ne état bi dina ko évaluer. parce que yaakaar naa bi ñu ko commencé léegi mu mat une semaine. xam naa ne dañ def évaluation à mi-parcours je parle sous le contrôle du ministre. xam naa dañ ko évaluer xool seet ndax am na jeexitaay bu amul jeexitaay nag comme ni nga wax rek. boo moytu ci confinement général la ñuy dem parce que yaa ngi dégg docteur Seydi mu di ko wax. mu naan nañ def nànk bu ñu deful nànk dañu confiner. waaw ñu dem léegi monsieur le ministre ba Rufisque sa dëkk la Rufisque Sangalkam Tëngéej benn la ñu dem fekki suñu envoyé suñu correspondant bi nekk ci Rufisque kii di Babacar Seck foofu ci Rufisque ban rôle la collectivité locale yi maanaam territoriales yi def ci xeex bi. waaw nuyu na la Alassane jërëjëf fii ci Tëngéej ministre wax na ko bëri na li nga xam ne mooy ay collectivité toll na ci 14 waaye il faut avouer que boobu ba léegi ñu ngi ciy def liggéey bu am solo surtout jëm ci li nga xam ni mooy wàllu ndimbal ci wàllu li nga xam ni mooy ay matériels yoo xam ni day permettre population ñu protéger wu ci li nga xam ni mooy feebar bi ci tout biir département bi yëpp te yemul rek ci fi nga xam ni mooy comité départemental bi mais mën nañ si citer sax peut-être ay maires yoo xam ne def nañ si lu am solo parce que ki ma njëkk a gis sax mu def lu mel noonu mooy le maire de Jaxaay ci début crise bi mu joxe li nga xam ni moom mooy ay gel hydroalcoolique jox ko li nga xam ne mooy les écoles primaires boobu école yi tëjaguñu ak ñi nga xam ne ñooy les postes santé mais bi crise bi gënee métti temps yi semaine bi ñu génn rek kooku di monsieur le maire de Sangalkam defe naa joxe na au niveau de la préfecture de Rufisque lu toll ci 19 millions ci valeur li nga xam ne mooy ay produits ci beneen mbir sam boo xam ni mën nañ ci accentuer mooy liggéey bi nga xam ni maire yi ñu ngi koy def pour ñi nga xam ne ñooy taalibe yi mën a des ci nga xam ne mooy daara yi bi ci mujj mooy la ville de Rufisque def benn geste boo xam ni de 20 millions en denrées jox ko les daara pour que benn taalibe bañ a génnati di yelwaan loolu tamit forme de lutte la ci feebar bi quand on sait que taalibe yi tout le temps dañu nekk ci mbedd mi ñoom tamit ay mën na nekk ay vecteurs ñu ngi koy waxee globalement Alassane on peut dire que à Rufisque collectivité yëpp ñu ngi xar seen tànku tubéy pour participer ci li nga xam ne mooy effort de guerre bi pour que feebar bi bañ a law. voilà Babacar Seck ñu ngi lay gërëm di la sant ma fàttali yaay suñu correspondant foofu ci Rufisque dina waxtaan ak ñun ci jafe-jafe bi xew foofu et surtout sax mesures yu ñu jël pour maanaam xeex coronavirus bi monsieur le ministre dañoo gis kii di tudd docteur Assane Diop muy président des pharmaciens privés du Sénégal benn déclaration boobu tey bu xaw a jaaxal nit ñi nee na Sénégal stock bi yëpp chloroquine 800 boîtes la te nee nañu chloroquine bi am na maanaam ay avancées yu bëri yu muy def ci faju feebar bi parce que France gi nañ docteur Raoul nekk na star mondial léegi lu mu proposé woon comme paj tax na ba malade yu bëri am ci ay guérison te loolu est-ce que jaaxal lu Sénégalais yi loolu ndaxte am nañu biir Sénégal benn usine bu doon defar chloroquine boobu. loolu warul ñu jaaxal ndax ñëpp xam nañ ni chloroquine daanaka kenn utilisé tu ko woon
bu ñu waxantee dëgg. le docteur mi ngi nii dina ko confirmer. am na ay at ci ginnaaw ñu sore d'ailleurs boo siburo man maa ngi sàttaliku bi ñu nekkee xale Sangalkam. bu ñu waxtaan siburu niwaakin la ñuy jël xóoyal ko ci ndox. boo demee ci suñu poste de santé boobu nga xam ne docteur Kouloum Seck moo ko yoroon yal na ko yàlla yërëm. kudd la daan jël rek ku ñëw rek mu jox la chloroquine ñu daan wér mais at yi passé yàgg na kenn waxatul chloroquine. d'ailleurs dafa mel ni dañ ko tere woon. donc bu mbir mi amee. docteur Raoul wax ne mi mën na koo faj yàggul bi mu ko amee. bi mu ko waxee. donc il est normal que nit ñi commencé intéressé waat ci chloroquine même yeneen réew yu développé yi sax ñoom it ñu ngi bëgg a organiser ni ñuy gën a defarewaate chloroquine. te loolu Sénégal ci njiitalu président Macky Sall daañu jël ay dispositions bu fekkente ni am nañ confirmation te dafa mel ni am nañ confirmation xëy na docteur dina ko wax léegi. pour que Sénégal jumtukaay yi mu ci war a mën a am mu am ko. yaakaar naa ni ministre de la santé war na rencontrer ak benn structure bu tudd. MEDIS xëy ci loolu certainement la ñu war a waxtaanee mais kenn mënu la reprocher ni chloroquine amul Sénégal c'est normal produit boo xam ne daanaka kenn soxlaatu ko woon kenn utiliser ko woon. duñ ko defar rek di ko denc. donc ça c'est ça qui justifie cela. beneen bi mooy. fa am lu ñu wax lu am solo ci affaire masque yi ma bëgg ci wax tuuti. dëgg la monsieur le ministre. mooy gis nga man gis naa ñoo xam ne bu ñu yoree seen masque bi dafay weex tàll mais dañuy yaakaar ni masque ak mbaxane sax ñoo yem maanaam boo xasee am benn rek bis bu jot booy xëy da nga koy def mais da ngay dem ba masque bi ñuul. mais masque bi mën na la feebarloo sax. mën na la feebarloo donc li ci docteur wax am na solo il faut ñu gën a leeral nit ñi. ko masque bi c'est pas permanent. voilà il faut ñu gën a leeral nit ñi boo yoree masque combien de temps ko war a mën a yor. pour sànni ko est-ce que c'est toute la journée. non wala 2 fois par jour war nga ko changer yooyu aussi bokk na ci information yi nga xam ne moom la ñu war a jox nit ñi. li ci des mooy les mesures d'accompagnement également. yoo xam ni président Macky Sall mi ngi koy jël. xam nga wax nga léegi ni. Confinement est-ce que dañuy jëm confinement parce que société bi ñu nekk économie informelle bi daf ci am solo. ñoo xam ne bu ñu xëyee dañuy génn wuti lu ñu am pour seen dépense quotidienne. mais bu ngeen xoolee fonds Covid-19 1000 milliards la. président Macky Sall décidé na ni 69 milliards. dañ koy jël pour jàppale 1 million de familles. mais 1 million de familles daanaka 10 millions de personnes la. en moyenne. te population Sénégal yépp boo ko jëlee. 16 millions la ñu. donc bu président Macky Sall débloqué 69 milliards. pour jàppale nit ñi. ça veut dire que même bu confinement amee. en tout cas ñi gën a néew doole ci Sénégal. daañu am lu ñu mën a jàpp. mais justement monsieur le ministre yow yaay ministre des collectivités territoriales foofu mooy inquiétude Sénégalais yi bëri xaalis bi am na gaa daanañu ci réew mi yàgg nañu di wax. askan wi leen di jàppale waaye askan bi war a jot ci loolu dëggantaan daawuñu ko jot léegi dañuy laaj ci ban système la ñuy mettre en place fekk dërëm bu jógee si gafa réew mi dem ñu ko yellool directement bañ a am intermédiaire yu teg xaalis bi si yoon bi bañ a am ñu xamante ne ñoom dañuy nekk si circuit bi di détourner loolu yëpp am na dañuy laaj ban système le gouvernement di mettre en place bi xamante bu ñu déggee ñaar dërëm Samba Sarr moo ko moom dërëm bi dem ba ci Samba Sarr mu jot ko. xam nga jamono bi ñu toll. def looy nëbb wala def loo xam ni awul yoon ak a jafe def ci réew ndax. réew mi gaaw ñu garaaw de. communication baa ngi fi. nit ñi la ñuy dund xam nañ ko te am nañu possibilité wax ko gis nga léegi yaa ngi woo seen correspondant bi nekk Tëngéej. man xaw moo ni di nga ko woo. bi may wax ni collectivité territoriales yi. ñu ngi dugal seen loxo ci biir. bi ma cité département Rufisque. bu amul woon dina ko wax. mais lan la wax li mu wax dafa méngoo exactement. ak li mu wax donc. dispositif bi président Macky Sall jël. pour mbir mi leer jaar ci transparence li wër te wër mooy 1 million de familles yooyu nga xam ni ñoom la ñuy recenser. ku nekk li nga war a jot. incha allah di nga ko jot. ndax boo gisee sax ni ñu gérer mbir mi léegi benn compte rek moo am. muy bi ministère des finances. te loolu décision président la pour alléger ministère de la santé mu jublu ci commande yeeg li nga xam ni mais gestion des fonds ci réew. ministre des finances moo ko yor. donc loolu dina am traçabilité. kuréel yi ko war a ŋànk au niveau national régional départemental ba ci arrondissement yi. parce que Sénégal dafa doon dëkk boo xam ne dafa organisé wu bu baax. région boo jëm gouverneur nga fa. département boo dem préfet nga fa. arrondissement boo dem sous préfet nga ñooñu ñooy ndawal président de la république. ndawal gouvernement bi. mais à côté aussi maire yi ñu ngi ci.
moo tax ñu bëgg également ci gestion boobu ñu boole ci waale les collectivités territoriales maanaam les élus locaux. pour que ñoom it ñu mën a jouer seen partition pour que lii président Macky Sall génn ñu war ko jënde ay denrées. ci wàllu ceeb ci wàllu diwlin ci wàllu suukar ci wàllu meew. ñu mën ko jàppalee nit ñi ndax fi mbir mi jëm xamaguñ ko. waaw kenn mënul taxaw ni. suba lay jeex ginnaaw suba lay jeex. même les spécialistes. xamuñu ko kon dañuy fagarlu. di ko def nag par étape. étape bu ñu toll li ci war. président Macky Sall jël ay mesures. te li ñu am mbégte mooy de manière unanime classe politique beeg la société civile ak les mouvements de masse ñëpp président recevoir nañ te ñëpp takku nañu tey. doon benn loolu c'est très important yéen taskatu xabaar yi. ngeen gën koo fësal. mais soo gisee fi ñu toll tey. soo gisee monsieur ñëpp nekk nañ ci ginnaaw président Macky Sall. pour relever les défis du soo gisee ñu poser question transparence ak vigilance bi war a am parce que loolu soit dit peut en parenthèse Sénégal am na benn docteur bu ñu découvrir docteur Samba nekkoon ci cadre APR yi pendant des années nekk médecin yore diplôme di def léegi noonu ba ñu découvrir que moom du docteur te loolu xam manque vigilance la aussi ci gestion diplômique ci gestion nit ñi parce que nit nag la mën a nekk ci réew pendant 4-5 ans nekk médecin yore cabinet di soigner yore ay attestation de travail sénégalais xamuñu ko te muy joxe sax ay test coronavirus. waaw loolu exemple bu rafetul la. boo xam ne ñëpp mais dafa tiital ñu bëri. oui mais gis nga ñaata docteur ñu am Sénégal bare nañu. waaw le fait que. mais docteur dafa garaaw dafa sensible. waaw mais xam nga dëkk boo dem. am na ñi naan ñi gàmm ak ñuy raas dem. bokkuñu. le fait que système bi découvrir ko sax c'est à saluer ci période bi ñu toll. léegi nag nañu bàyyi ñi war a gérer loolu. ñu gérer ko muy justice ak loolu. ñooñu ñoo war a gérer loolu. mais li am solo mooy système global bi nga xam ni président Macky Sall taxawal na ko pour lutter efficacement contre le coronavirus te ni ci population bi àndee man wóor na ma ni ëllëg bu amee ay yeneen mesures yu gën a metti ci wàllu contrainte. yu ñu jël pour aar askan wi dinañ ko nangu. waaw ci seen wér-gu-yaram ci chloroquine bi lañ nekkoon ak ministre bi. yow docteur Raoult day liggéeyandoo gis nañu ci à travers le monde aujourd'hui moom lu mu proposé solution la pour le moment pour xeex feebar bi. faj na ñu bëri moom sax ay clinique day génne résultat. yu mu def benn décès ci 1000 et quelques yu mu def. léegi Sénégal amoon na benn usine bu tudd Médis. Sanofi moo ko moom moo doon def chloroquine te docteur président de corps des pharmaciens nee na 800 boîtes. moo des ci usine yëpp est-ce que yaakaar nga ne nguur gi war na mën a jël matuwaay usine boobu recommencé def chloroquine. waaw je pense que ne Alassane yow sax bokk nga si ñi poussé affaire bi parce que biñ la njëkkee wax ne usine bi doon defar chloroquine Nivaquine dafa tëj yow si ñi ngi gis naa ne suivre naa la gis naa la gëstu nga si pour xool lu tax mu tëj ba posé nga si question ministre bi Abdoulaye Diouf Sarr ba mu tontu la si et je pense que. yaakaar naa depuis 3 jours a ngi nii affaire bi mi ngi changé mi ngi évolué gis naa ne ministre bi nee na wax na ko fii nee na bu jaree ñu ubbi ko duñ ko ubbi parce que effort de guerre lañ nekk duñ xaar kenn donc bu jaree ñu ubbi ko dañuy gis ak ñi nga xam ne ñoo ko moom ñu seet nañ leen mën a lay jàppale pour ñu ubbi usine boobu parce que man tamit gis naa si aussi si presse bi ku fa doon liggéey ku ne personnel baa nga fa. jumtukaay yaa nga fa mooy équipement yi li pose problème mooy matière première bi. te Chine lañ koy jëlee. waaw te nee na matière première bi Chine lañ koy jóge wala Inde mais Inde ñoom tëj nañ seen frontière Chine tëjuñu ko je pense que ne les relations entre la Chine et le Sénégal de haut niveau war nañ mën a jàpp pour matière première boobu ñëw pour ñu ubbi usine boobu ne serait-ce que bu ñu ko ubbee waxuma sax pour Sénégal mais pour toute l'Afrique toute la sous-région je pense que ne yeneen dëkk yi sax yi nga xam ne mosoon nañ am ay usines chloroquine commencé nañ ubbi seen usine bi parce que comme ni ko monsieur le ministre waxee même ñi nga xam ne sax seen xam-xam dafa màcc ci feebar bi mënuñu la wax li xew suba. prédiction yi dañuy def ay modèles mathématiques nit ñaa ngi def ay modélisation man bi may ñëw rek maa ngi lire benn article ñuy modéliser di xool di comparer confinement général confinement partiel ak lan moo ci am jeexital. ak test généralisé di ko xool di def ay modèles mais ay modèles dong lañ. mais modèles yooyu mën nañ baax wala mën nañ bañ a baax aussi li ma jàpp koroog man maa ngi doon waxtaan ak docteur Diop bi nga nekk mu nekk syndicat des pharmaciens privés. bokk nañ benn plateau.
mu waxoon ne entre 700 ak 800 boîtes la ñu am. mais bi mu ko xaymaa dafa ne bu ñu continuer ci tendance bi peut-être que loolu mën na faj entre 2 maximum 3 mois. en fonction si nit ñi li ñuy jël ci garab ci ay garab. je pense que ne bu ñu fekkee ne li may lancer waat autorité yi mooy ñu jàpp ne am nañ benn genre stand-by benn genre négandiku bu benn weer wala jëm ñaari weer yoo xam ne peut-être bu nit ñi feebaree bu dee tendance bi même la mën nañ am lu leen faje yaakaar naa ko ci sama xayma yu tuuti. mais nag dañu war a gaaw balaa weer boobu wala ñaari weer boobu jeex bu fekkee ne chloroquine bi ni ñu koy defee ni Nivaquine bi résultat yi parce que diggante ak boobu moom affaire chloroquine moom léegi mu féete boor. parce que résultat yaa ngi commencé génn yeneen résultats yeneen dëkk yi dina génn xam naa ne fii ak ay fan Chine États-Unis xam nga seen pragmatisme ñoom dañ fexe ba génne ko yeneen dañ ko génne dañ xool ndax chloroquine bi ñuy boole ak beneen garab ndax baax na wala baaxul ma fàttali leen bërki démb professeur Raoult génne na benn deuxième étude boo xam ne juróom-ñett fukk ay nit lañ ci boole boo gisee ñëpp presque wér nañ kenn moo ci duggoon benn cas grave ak boo boolee junni test yu ñu def foofu kenn rek moo ci faatu donc chloroquine bi moom xam naa ne bu ñu defee ndànk tuuti rek dañu am ay résultats léegi nag bu résultats yi baaxee xeerul loolu dina mën a tax sax gouvernement du Sénégal accélérer ouverture usine bi ak waa personnel ak waa staffu MEDIS dina mën a aussi permettre ñun vraiment ñu xam ne garab am nañ garab boo xam ne Afrique yàgg na ko utiliser parce que chloroquine 70 ans la am Sénégal am na ci minimum 30 ans d'expérience may fàttali nit ñi aussi que ne chloroquine bu ñu ko génnee Sénégal du ay effets secondaires yu grave bu ñu ko bu bëkkee de dañ koo xëy benn jour arrêté usine bi wala ñu arrêté di ko joxe c'est parce que dañu toog benn moment ñu gis ne fajatul sibiru maanaam dafa am résistance te looloo taxul muy jóg donc fajatul sibiru ñu ne organisation mondiale de santé ne dafa am dayoo boo xam ne bu ci yeggee te du faj du nekkati ñu di ko sax c'est pas éthique ñu di ko utiliser moo tax ñu génne woon ko après génne waat yeneen xeetu garab yoo xam ne ñoo ko gën a ñoo ko ëppal efficacité. mais gis nañu sax docteur Seydi bi nekk maladie infectieuse di liggéey foofu moom nee na commencé na di utiliser chloroquine ci faj muy faj nit ñi nekk foofu. waaw moom commencé na ko li mu wax ci presse bi nee na mi ngi ko commencé ci téeméeri yoo xam ne am nañ coronavirus la koy essayer xool mais chloroquine donc Nivaquine donc lay utiliser loolu la wax. léegi nee na bu demee ba am téeméeri malade dina def xayma bi xool. ndax est-ce que du yokk doole bi boole si waat beneen garab parce que beneen garab bi mooy azithromycine benn antibiotique la boobu aussi baax na pour bu ñu am ay formes graves. mais comme ñun je pense que suñu forme yi ñu am fi mu toll nii yi si grave xam naa ne warugul bari parce que bu bari woon xam naa dañ ñu ko wax war nañ mën a def xayma boobu mais nag li ñu war a def aussi mooy bañ a jël chloroquine bi rek di xaar dañ ko war a boole ak ay gëstu comme ni ma la ko waxoon gëstu yoo xam ne bu résultat yi génnee dañ ko mën a. tasaare waxtaan si parce que dinañ toog benn jamono boo xam ne comme ni ma lay wax rek àddina bi village planétaire la. lii xew fii tey suba gis nga yaa ngi xool waa IHU dañuy en temps réel li tubaab di wax temps réel seen résultat dañ koy génne donc boo duggee si site bi da nga gis ñaata lañ faj ñaata ñoo kii loolu noonu lay demee boo duggee si internet am na carte yoo xam ne boo laalee sa loxo rek ñu wax la ñaata nombre la donc. boo tax il faut ñu am transparence partout ba pare boole suñu ay jumtukaay boole suñu ay force ñu nekk privé beeg ñu nekk public beeg ñi décideur politique yeeg administrateur yeeg gëstukat yi boole yëpp ku nekk fa nga sa xam-xam màcce mën fa jàppale askan parce que askan bi xam nga lu ñu bëgg Alassane diw moo gagné bataille bi wala kii moo def lii wala kii mooy def lii loolu amul solo si ñoom li am solo si ñoom mooy seen wér-gu-yaram. donc li ak ensuite li am si solo si ñoom mooy nga gindi leen mooy nga rassurer leen. xam nga garab feebar bi day tiital ñu bari. mooy li tubaab di wax peur. mais bu ñu yemee si peur bi rek baax na. mais waruñu paniquer. parce que bu ñu paniquer bu askan wi paniquer. ñi leen di administrer collectivités locales yi. maires yi ñu paniqué. mu dem ba ci gouvernement bi. boobaa dañuy jël ay décisions yoo xam ne dañuy yàkkamti gaawantu. te du ko jar. moo tax dañu war a sensibiliser nit ñi dalal xel nit ñi ci plateau yi médecins yeeg gouvernement beeg waa presse yi. dalal xel ci nit ñi wax leen kat feebar bi
garaaw na garaawut bu fekkee ne dañoo jël suñu matukaay ñun ñëpp xeex ko garaawut boobaa duñu am benn problème garaaw na nag bu nit ñi toogee naan feebar bi amut ak tubaab yi ko fee nekk dañoo bañ tubaak dañoo bañ njaaree mag dañoo bañ fii ak fii foofu lay grave donc nañ dalal xel nit ñi que ne feebar bi garaawut bu fekkee ne am nañ ay matukaay jóg nañ taxaw ñun ñëpp garaaw na nag bu ñu bàyyee bu ñu bàyyee suñu toog nii di xaal naan yàlla parce que yàlla bay sa tool te yaakaar ne loolu war nañ si jàngal nit ñi jàngal ko suñu waa kër yi à tous les niveaux au niveau des familles ak fi ñuy liggéey aussi ñoo xam ne dañu war a jël suñu matukaay pour feebar bi man ñu bañ a man. Monsieur le ministre ci sensibilisation bi xam nañu ñu bëri kenn dëgguñu français ñi dëgguñu wolof yeneen langue la ñu dëgg est-ce que am na stratégie bu ñu mettre en place ci langue nationale yi pour mu gën a egg ci population bi leen di expliquer ci maanaam feebaru coronavirus bi. waaw loolu boo xoolee même président Macky Sall bi muy jël ay décisions daf ko wax ci kàllaamu nasaraan bi mu paree mu wax ko ci kàllaamu wolof. stratégie bi ministère de la santé jël tamit en matière de communication gis ngeen ko langue yépp daanaka ñu ngi ko ciy wax ci français ci wolof ci séeréer ci tukulóor ci joola ci mandeng lépp ñu ngi koy wax pour nit ñi mën ko xam mais donc utilisation langue nationale yi lu am solo la ci mbir mi ndax sensibilisation bu ñu bëggee mu egg ci ki mu jëm kooku dafa war a dégg la ngay wax moo tax ba langue nationale yi effectivement lu am solo la ci mbir mi nga xamante ni mooy nekk ci wàllu coronavirus bi ci des mooy gouvernement bi tamit ci njiitalu président Macky Sall li mu waroon def yëpp mi ngi koy def loolu yaakaar naa ni sénégalais yëpp tey jii d'accord nañ ni prise en charge bi président Macky Sall jël mbir mi jaarale ko ci ministère de la santé ak yeneen ministères yi parce que ministère des transports parce que gis nañu dem beeg dikk bi source de contamination la ministère du commerce assurance yi mu indi ni approvisionnement en denrées de première nécessité du am rupture ci biir Sénégal maanaam tout le gouvernement est mobilisé pour que résultat yi nga xam ni moom la ñu bëgg a am ñu am ko te confiance boobu docteur di wax lu am solo la xam nga yow booy jël garab xamoo garab bi lu mu doon da nga wóolu sa docteur mu bindal la ordonnance nga jël ko moo tax Nivaquine bi ñuy wax wala chloroquine bi ñuy wax bu fekkente ni moom it daf koy faj gouvernement bi ci njiital président Macky Sall dina jël ay matuwaayam pour que mu am même bu amul léegi nii usine bi parce que usine doo tëb rek démarrer daal di am production mais àddina bi ñu ngi koy defar am na réew yoo xam ne dañuy jëggaane matériel gis nañu sax matériel respiratoire gouvernement bi commandé na ci lu bare gants yeeg masques yi commandé nañ ci lu bare ci yeneen réew yu def gis ngeen Chine bu yàggul te loolu ñu ngi koy gërëm ci turu président Macky Sall matériel bi mu envoyé ministère de la santé donc solidarité nationale ak internationale boobu am mi ngi dox bu baax a baax ci wàllu mbirum coronavirus bi. mais est-ce que lii di am tey ci feebar bi occasion la pour réhabiliter centre de santé yi ak centre de poste de santé yi nekk ci gox-goxaan yi pour jox la ay njumtuwaay yu gën a mën a liggéey parce que lii bu xëy na feebar bi am na bett nañu bëri waaye opportunité de financement et de rééquipement. absolument loolu politique sanitaire bu président Macky Sall avant même feebar bi di ñëw am na woon une stratégie d'équipement et de modernisation des hôpitaux gis ngeen hôpitaux yu bees yi ñuy tabax des centres de santé des postes de santé des cases de santé mais mbir mi bu amee comme ni ñu koy waxee rek bu fekkee crise dafa am crise bi dina jeexi de toute façon mais kañ lay jeex xamuñu ko donc il y aura l'après coronavirus période bi effectivement gouvernement bi jël na ay matuwaay en relation ak ministère de la santé pour que ñu continuer accélérer équipement yi nga xam ni moo war a am au plan sanitaire dans notre pays te loolu ministère de la santé suñu naataango Abdoulaye Diouf Sarr jiite ko ñu ngi koy mettre en œuvre de manière accélérée pour que ñu mën a defar li nga xamante ni moom la ñu war a liggéey gis ngeen ni président Macky Sall jël na décret ba li jëm ci wàllu coronavirus ñu war a am ay équipement yu ñu war a jël génn na ci code des marchés ndax bu fekkee da nga war a commander lu jàmp ñu war a dugal la ci procédure boo xam ni lu mu néew dina am ñetti weer pour nga mën a attribuer marché bi. bu boobaa li ñu naan médecin après la mort. moo tax ba ñu génne loolu pour que rek mbir mi mën a gaaw te incha allah li ci kanam raw ci bët dinañu gis résultat yi incha allah. ci wàllu mais docteur si cas communautaire yi
ñu bëri xëy na duñ ci wax lu bëri waaye médecins yi ngi alerté parce que nee nañu transmission communautaire bi ci biir Ndakaaru 20 nouveaux cas positifs décrétés en 48 heures spécialistes ñoom dañuy xaw a tiit parce que nee nañu augmentation de plus de 78% en 10 jours est-ce que jotul ñu gën a encore renforcer communication bi parce que cas communautaires yi loolu lu tiitlaat la. waaw loolu moom dëgg la parce que xam nga cas importé yi mooy bi ñu commencé tëj frontières xam nga aériennes yi lañ njëkk a tëj. après nag bi cas importé yi commencé di bëri ñu gis ne nit ñi bàyyi nañ jël avion mais dañuy jàll par la voie terrestre am na ñoo xam ne Gambie lañ doon jaare ñi Mauritanie et cetera lañ commencé tëj frontières terrestres yi donc cas yu jàpp naa ne cas importé yi ñu am nii mooy xam naa ñi dugg après ñu soog a tëj. donc ñooñu ak kii ak plus maintenant cas contact yi ñu créé cas communautaire yi comme ni ñu koy waxee moom mooy ay cas yoo xam ne kenn xamul origine contamination bi wala contagion bi loolu moom Alassane ñiy liggéey ci épidémiologie xam nañ ko bu baax loolu bu amee rek bu commencé di installé wu rek bu baax maanaam ñu commencé ko am rek mooy virus baa ngi circulé donc mën naa nekk fu nekk mën naa nekk suñ biir kër yi mën naa nekk fi ñuy liggéeyee mën naa nekk ci marché yi mën naa nekk ci grande surface et cetera te loolu moom am na stratégie yoo xam ne nañ ko def mais am na stratégie yoo xam ne par exemple état du Sénégal jëlagu ko mooy confinement strict bi am na stratégie yoo xam ne mooy li Corée defoon mooy tester tout le monde mooy ñëw daal ne dëkk bi kat gis nañ fa ay cas nañ jël ñépp ñu testé leen ku positif ñu yóbbu la faj la def la en quarantaine ku négatif ñu bàyyi la boobaa moom da ngay rompre chaîne bi. di nga am 90% de chance nga rompre chaîne bi te loolu ay jumtukaay yu xarale lay laaj parce que il faut ngay tester ñëpp rapidement ba pare mu teel a gaaw ba pare nit ñi xam nga boo leen testé loolu maa ngi koy sax wax que test yi vraiment entre yow bu ñu la testé ak bu ñu lay jox résultat yi loolu moom délai boobu war nañ mën si gën a waxtaan pour mën ko raccourcir. parce que entre temps boobu nit ki dafay am angoisse. mooy day jaaxle. xam nga yow ñu ñëw jël la. ne la fii ak ginnaaw suba wala suba ngay am résultat yi période boobu doon na la. bu ñu la waxee nag positif nga soog a mën a jël say matukaay bu ñu nee négatif na nga ne alhamdulilah. donc diire boobu aussi war nañ ko mën a waxtaan seet nu ñu la mën a yokkee jumtukaay pour ñu ko mën ko wàññi. mais cas communautaire yi moom li ma la wax rek il faut ñu yokkuwaat vigilance bi comme amuñu jumtukaay pour tester ñëpp. wala fu mu amee substitution par exemple ou ay cas évocateurs de coronavirus ñu testé ñëpp dañu war a yokkuwaat vigilance bi mooy déplacement yi ñu wàññi ko parce que le vecteur principal mooy déplacement bi moom mooy li nga xam ne mooy yokk feebar bi diggante benn dëkk ak beneen dëkk mooy déplacement yi te gis nañ ne par exemple boo xoolee Chine fa mu commencé. ñi njëkk am feebar bi mooy Europe ak États-Unis lu tax parce que entre Europe États-Unis ak Chine transport bi dafa bari ba tollawut ak Afrique moo tax bu nit ñi di wax naan Afrique tàngoor ak tout ça déedéet première chose bi mooy transport bi. transport bi moom moo njëkk ni après nag am na ñun aussi yeneen insuffisance en Afrique mooy détection maanaam ñi laboratoire yi mën a détecter wala di tester kii bu bariwuñu population bu jeune loolu ba yooyu yëpp mën nañ si joxe ay firnde. parce que soo déggoo sous région bi ñu naan la par exemple am na mënuma citer yenn pays pour des raisons professionnelles. mais dañu leen dëkk boobu ñaari cas ñetti cas la am te nit ñi xam ne système de santé sanitaire bu nekk ci dëkk yooyu nurul ak bu Sénégal. kon Sénégal ba mee cas yooyu xëy na dëkk yooyu mun na am ëpp nañu cas yooyu te duñu déclaré. mais loolu woon na boo déggee secrétaire général organisation mondiale de la santé boo déggee mu naan testé moom moo gën a xam ne ne bëgg dëkk yu bari am ñu possibilité testé par exemple boo jëlee benn dëkk bu nganda bu toll ni Mali wala nga jël bu toll ni Mali par exemple ni mu ngandee nga am benn laboratoire wala ñaari laboratoire yuy testé nan la ñu mën a testé ñu nekk dans des situations de guerre. au nord du Mali. nga yaakaar ne foofu bu fa coronavirus mari détail amoon day am problème. parce que déjà mënoo fa dugg temps de guerre la ba pare duñ nangu ñëpp di fa dugg nan nga leen di tester nan nga ma leen di xayma donc même man je suis convaincu que ne cas yi ñuy rapporté en Afrique c'est sous-estimé. Sous-évalué. Parce que c'est sous-évalué parce que tout dara on n'a pas les possibilités
pour def ko même dans les pays européens quelquefois am na ñuy passer à travers les mailles ñoo xam ne doo leen xam parce que tout simplement dañu nekk dans des zones yoo xam ne peut-être possibilité pour am test bi donc bëriwul. ñu dem Kaolack fekk fa suñu naataango di Modou Sène xam nga ne Kaolack amoon na temps yële jafe-jafe parce que borom moto Jakarta yi ñoom nanguñu woon xëy na topp ndigal bi leen defoon te Kaolack Carrefour la. Distribution de vivres yi bari nañ fa Kaolack tamit nit ñi xam nañu marché Kaolack bi nu mu doon mel ci mbirum cet Modou Sène ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Alassane Samba Diop di nuyu say invité. est-ce que Kaolack yi fi changé dafa bu tuuti nit ñi gën nañu farlu ci xeex coronavirus bi. waaw Alassane comme ni nga ko waxee noonu la Kaolack nag gars yi ñu ngi ci di jéem a nab bi dans la mesure où comité régional de gestion des épidémies bi nga xamante ni gouverneur moo ko jiite am nay ndogal yoo xamante ni jël na ko ci ay bés yu ñu génn lu ci mel ni tëj bi ni ci marché yi bu 14 jotee waaye tamit gën a ñaaxaat askan wi ñu gën a jël au sérieux feebar bi di coronavirus même bu fekkente ni sax ci diwaanu Kaolack amagul benn cas boo xamante ni am nañ ko bu confirmé ci feebar bi. terewul ñuy ñaax ak seen yëpp ñu gën a topp seen doxalin ci wàllu set waaye tamit sàmm ak ndogal yi nga xamante ni kilifa yi jël nañ ko ci li aju ci boobu Jakarta yi nga doon wax nag xëy na ko kilifa yi wax leer na ba yéen moto bu nekk kenn te ko yëg muy koy dawal waaye xam na loolu ngir def ci diwaanu Kaolack lu métti lay doon waaye gën nañu waxtaan ak kilifa yi waaye gouverneur ak préfet ñoom li ñu wax leer na ndogal la boo xamante ni c'est au niveau national du Kaolack wala feneen donc li ñu bëgg rek mooy ñu respecté ko moo tax sax ñu defal leen ab date butoir ñu ci tey ne moom ku ñu gisati nga yëg keneen boo moytuwul tamit dañ ko immobiliser de ko fu yeer mais nag doon loo xamante ni dawal ko tamit ñu ngi wéy di ko naqalu di ko ñaawlu wax nañ ko ci rajo yi waaye ndogal la boo xamante ni nag kilifa yi ñoo ko jëm ji rek mooy ci la waayu feebar di coronavirus leneen li nga xamante ni war nañ ko mën a jàpp mooy ci wàllu taxawaayu gox-goxaan yi gis nañu nag fii ci diwaanu Kaolack am na ci ay ñaax yoo xamante ni ñu ngi jéem a jege ñi nga xamante ni ñoo di comité de gestion yi di la jàppale ci ay ndimbal ci ay hygiène waaye tamit ci ay dund yoo xamante ni dañ koo bëgg a jagleel daara yi waaye boobu léegi nag terewul ñu gis ne taalibe yaa ngi wéy ba léegi ci mbedd yi su ma taxaw ñu léegi rek am na ay taalibe yoo xamante ni ñu ngi ci yem boobaak léegi te ñoom dañu bëggoon ne yooyu lay taalibe toog fa nga xamante ni toog la ñu nekk ci daara yi xëy na nag bu ñàkk ay bés yu ñu génn kilifa yi dañ ci gën a jëlaat ay matukaay yi waaye application bi daal def na lool parce que yenn saa dañ koy jëlee à la légère xëy na peut-être ni Kaolack amagul cas moo gën a yokk loolu waaye li ñu si mënti doon nit ñi moom ñu ngi jéem a nab yi di fexe rek ba sàmm ak loolu nga xamante ni ay digle la yu kilifa yi jële leneen loo xamante ni monsieur le ministre ñu ngi ko doon wax tout à l'heure muy distribution bi nga xamante ni war nañ ko def jébal ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo les ayants droit maanaam ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen ginnaaw loolu nag ñu ne inquiétude boobu te bëri sax lañ mën a wax Alassane dans la mesure où ñu bëri li ñu jàpp ne duñ ci def lu nekk taxawaay bi waaw duñ mooy koy mbiri njaboot yi nga xamante ni ñoo war jot yooyu leen ci dal duñ ci jot loolu nag ab question la boo xam ne vraiment ça taxut léegi tey nit ñu ngi ci waxtaan di xool ana ban yoon la ñu mën a jaar ñu naan dañ ko war a jox maire yi ñu naan dañ ko war a jox chef de village yi ndax ñoom ñoo xam quartier bu nekk ana ñoom ñoo ko jëlool waaye liñ ci mën ci doon na loo xamante ni yitteel na askan wi waaye tamit jaaxal na leen donc transparence yi nga xamante ni moo ci war soxla nañ ko di rek li doon xew bu njëkk mu bañ a xew ci anam yi nga xamante ni moom la ñu koy joxe dimbali ko ci askan wi ci jamono ji nga xamante ni tàmbali naa nekk ci ñenn ñi ndax boo doon liggéey ba yenn heure yi amatoo sañ-sañ boo nekkee ci marché yi boo liggéey ba 14 heures à la filiale foog nga wàcc muy benn manque à gagner boo xamante ni quand même askan yi ñu ngi koy sentir bu baax a baax di doon jaayante bu guddi jotee mënatuñ ko ndax dañ koy nga du sa kër muy ay jafe-jafe yoo xamante ni véritablement tukkee na ci liggéey bi nga xamante ne nii liggéey bi nga xamante ne nii vraiment gars yi ñu ngi koy dund ci feebar bi di coronavirus leneen loo xamante nag gox-goxaan yi war nañ cee mën a jàpp mooy ndimbal bi ñu war a jagleel service d'hygiène jafe-jafe la boo xamante ni fii ci diwaanu Kaolack ci information yi nga xamante ni def nañ ko glané par-ci par-là gis nañ ne jusqu'à présent expression de besoin bi nga xamante ni waa service d'hygiène bu Kaolack defoon nañ ko jëmale ko ci kilifa yi ba léegi amagul lenn loo xamante ni jot nañ ko ci te ñoom ñoolu sax de xëy na sax au-delà de expression besoin yooyu Alassane ñoom dañoo am jafe-jafe ci wàllu effectif ndax ci région bi su ma jumul fukk ak juróom-benn agent kese ñoo fa nekk pour toute la région loolu nag ay information yoo xamante ni am nañ ko ci suuf waaye li mu ci mënti doon day wane rek xëy na peut-être jafe-jafe yi nga xamante ni service d'hygiène mu ngi koy jànkonteel ndax ba léegi opération de désinfection yi nga xamante ni war nañ ko mën a def benn bërëb bi tuuti bi ñu tëjee marché bi ba noppi ba léegi mën na duñ koo def te pourtant bokk na ci plan d'action yi nga xamante ni comité bi teg na ko waaye ba léegi mën na du ñëw soobu ci liggéey bi à chaque fois ñu ciy jéem a topp
waaye expression de besoin boobu amagul waaye tamit personnel bi def na lu bëri loo xamante ni war nañ ko mën a def waaye surtout Alassane fi ñu insister mooy jàppale bi nga xamante ni war nañ koo defal askan wi doon na loo xamante ni yitteel na loolu askan wi waaye tamit transparence bi ci war mu am ko ci ndax gis nañ ne li nga xamante ni moo doon xew ci at yi ñu weesu ci loo xamante ni dañ ko war a jagleel askan wi yenn saa yi askan bi ko war a jot du ko jot muy jafe-jafe joo xamante ni vraiment bëgg nañu cette fois-ci loolu bañ a am dans la mesure où mbir mi moom mu ngi commencé nekk jëni ci waajur yi ndax xam nañ ne liggéey bi moom nekk na au ralenti. jërëjëf Modou Sène Kaolack monsieur le ministre dégg nga préoccupation waa Kaolack yi comme ni ko posé woon sànq rek na ñaa ngi néew ju doole ñu ngi posé waat question est-ce que ñoom bu yëf yi génnee daan ci jot mbaa du ci jot. waaw ñu ngi jaajëfal seen correspondant bi nekk Kaolack ñu profiter ci occasion bi pour nuyu madame le maire Mariama Sarr bi nekk Kaolack te yëg naa tamit effort yu mag yu mu def. 50 millions. waaw yu mu jël loolu day confirmer rek. te moom it wax na ko. day confirmer ni gox-goxaan yi. ñu ngi dugal seen loxo ci biir liggéey bi. bi ci des mooy préoccupation bi njëkk mooy wàllum est-ce que li ñuy dimbali dina egg ba ci nit ñi. loolu mën naa leen jox garantie fii. ci turu président Macky Sall ak gouvernement bi yëpp que disposition yi ci war. parce que ci ndigal boobu mu ngi jóge ci président Macky Sall. ñàkk a war a jot nañ ko jot xam ngeen 1 million de familles. du caaxaan. C'est une première. Au Sénégal. Je vais même presque dire en Afrique. Que président de la République jël décision jël 69 milliards ni dinaa ko jagleel 1 million de familles maanaam 10 millions de familles loolu mosula am Sénégal. mais crise bi fi mu toll moo tax président Macky Sall di jël disposition boobu. ministère bi nga xam ne moo war a yor affaire boobu muy ministère u Mansour Faye yor équité territoriale développement communautaire mi ngi ciy liggéey ànd ko ak ñi mu war a àndal ñëpp ci biir gouvernement bi donc ñu dalal xelu askan wi nii incha allah rabbi ndimbal boobu dina egg ci ñi nga xam ni moom la ñu war a jot. bi ci des mooy waxaat na encore service d'hygiène loolu lu muy firnde rek mooy ñëpp xam nañu léegi wax dëgg yàlla place bi service d'hygiène am ci Sénégal bu njëkk. ñu ngi nettali sax suñuy maam yi ak suñuy yaay yi que service d'hygiène bu ñu mosee wax nit bis day ñëw visite ñëppay tiit ñi daawul bale ñi daawul raxas ñi daaw kii parce que dañ leen di marqué dañ daan dugg ci kër yi di marqué loolu la ñu wax. kon tey jii dafa jot te président Macky Sall jël na décision boobu ñu réhabiliter vraiment service d'hygiène am na njariñ. collectivité territoriale tamit mën nañ leen jàppale. ndax wax naa léegi nii man xool naa nomenclature budgétaire u collectivité territoriale gis naa ci juróomi nomenclature yoo xam ne permettre na leen ñu dajale dara dugal ko ci biir mbir mi. dama ciy citer benn wala ñaar rek xam nga ci collectivité territoriale yi am na rubrique bu ñuy wax fête et cérémonie waaw fi mu ne nii fête ak cérémonie amatul. xam nga rassemblement yi amatul fête amatul même 4 avril bii ñu jublu kenn du ko célébrer la ñu xayma woon. ci collectivité territoriale yi pour dugal ko ci fête et cérémonie mën nañ koo jël dugal ko ci combat bi notamment jàppale également service d'hygiène pour que ñu mën a am ay jumtuwaay yu ñu mën a def état central mi ngi def mais collectivité territoriale tamit am na lu ñu ci mën a def ndax ñoom ñi ngi jege foofu xam nañu kii mën nañ jàppale service d'hygiène yaakaar naa ni fi ñu toll nii président Macky Sall jël na ko en main ak ministre Abdoulaye Diouf Sarr parce que ci moom la rattaché wu ñu am ay jumtukaay yu doy ay oto parce que service d'hygiène mënul déplacé wu te amul oto. am aussi matériel notamment matériel de pulvérisation. ak également collectivité territoriale mën na leen jàppale ci wàllu carburant sax. ñoom it donc possibilités yi ñu am bare na. buñ ko dajalee boole kook li état central di def dina am lu mu jur pour njëriñu askan wi. docteur ci première mesure yi président jëloon moo doon tëj université yi ak écoles yi dañu doon bale 6 avril xëy na dañuy jëlaat jàngaat est-ce que fu ñu toll nii cas communautaire ñuy noté nii. dugg ci population bi est-ce que prudent la ñu baat école yi fii le 6 ak université yi. waaw loolu yaakaar naa ne tendance bi ñuy wax maanaam chiffres yi ñu am nii maanaam xayma bi ñuy xayma nii cas yi chaque jour waa ministère de la santé di ko def mi ngi wane ne kenn warut mën a tijji école yi ak université fi mu toll nii même chose la par exemple boo jëlee cas wu France dañ ne woon dañ koy ubbi mais yaakaar naa ne décret bi dem na ba le 15 xaw ma le 18 avril donc je pense que ne bu fekkee nii lañ continuer nii moom normalement 3 semaines yi gouvernement bi jàppoon war na ko mën a yokkaat
beneen semaine ñaari semaine wala ñetti semaine mais mi ngi dépendre ci tendance yi mooy li ma la wax mais fi ñu toll nii moom ak cas yi ni mu amee nii bien que macha allah nit ñaa ngi wér amaguñu yàlla bu mu amaguñu benn ku ci faatu ndax coronavirus bi boo xoolee yeneen dëkk yi am na ñoo xam ne sax ñooñu mujjee am ay cas mais am nañu ay ñu faatu donc tendance chiffres yi nii daal boo ko xoolee war nañ mën a defaat continuer waat confinement bi au niveau des universités des écoles ba pare yokkuwaat vigilance bi au niveau dans la journée. donc loolu élèves yeeg étudiants yeeg ñëpp la soxal. donc ñu yokk vigilance bi mesures yi nga xam ne ak directives yi nga xam ne ministère de la santé ak gouvernement bi joxe nañ ko ñu yokk ko parce que ku nekk da nga war a commencer sa bopp. da nga war a commencer sa famille. di sensibiliser sa famille yow nga nekk en tant que chef de famille wala nga nekk en tant que mère de famille. papa wala yaay commencer ñu wax gis na yow kat soppi nga doxin boo soppee doxin ba pare famille bi soppi boo génnee ci mbedd mi soppi doxin. boo nekkee ci transport en commun yi soppi doxin boo demee fi ngay liggéeyee soppi doxin fépp foo xam ne dañu am rassemblement ñu soppi doxin je pense que ne loolu chiffre yi daal ni ma ko mën a waxee daal mooy tendance bi ñu am nii. waruñu mën a ubbi fi mu toll école yi ak université pour le moment. monsieur le ministre est-ce que d'accord nga ci loolu tendance yi am ni chiffres yi ba docteur Seydi naan nañu gën a farluwaat parce que yëf yi dafa mel ni ba léegi nit ñi dañ koy soofantal quelque part est-ce que dañoo war a ubbi école yi parce que le 6 la xale yi war a delluwaat ci école yi université yi dañ ko joxoon ay vacances yaakaar nga ne war nañu mën a prolonger kii boobu confinement bi yëpp. waaw xam nga lu nekk rek da nga koy bàyyeek ñi war a jël décision yooyu. wax naa sànq ni président Macky Sall dafa am équipe bu ko wër. boo xam ni les plus grands spécialistes dont docteur Seydi boobu nga wax ak ñeneen ministre de la santé ak yeneen ministère sectoriel yoo xam ni day toog ak ñoom saa su ne mën naa wax sax ni bis bu jot président Macky Sall am na la situation nationale ci situation bi ak réunion yi muy def ak ñoom yoo xam ni xëy na duñ ko médiatiser. pour xam ban appréciation la ñuy def li ma la mën a wax mooy bu jotee. président Macky Sall dina jël décision yu ci war comme ni mu ko jëlee bi état d'urgence jotee comme ni mu ko jëlee bi fermeture école yi jotee comme ni mu ko jëlee bi couvre-feu jotee. donc yooyu yëpp nañu am kóolute ni bu jotee daañu ko def man duma spécialiste médecine pour mën a wax ni nañ tëj école yi nañ leen tijji mais nañu bàyyi ñi ko xam wax ci kilifa gi war a jël dogal boobu jël ko te ku xam président Macky Sall xam ni bu jël responsabilité am jotee daf koy jël. surtout nag li war a aar askan wi. donc de ce point de vue là aucune inquiétude. nañ ko déglu dina jël mesures yi nga xam ni moo war bu jotee. gis nañ yow da ngeen liggéey ci plan d'aménagement du territoire pour développer territoire yi tey dañu nekk ci situation d'urgence ñu dem jëli 74 milliards di ko def pour dundal askan wi est-ce que yaakaaroon ne bu fekkoon ne farlu woon nañu bu yàgg suñu réew mi. liggéey développé gox-goxaan yi dépendance alimentaire bu ñu am ak l'extérieur dootuñu ko amati bu ñu appliquer seen plan d'aménagement bi. waaw mais xam nga dépendance alimentaire moom dafa yàgg ci Afrique ak ci suñuy réew yi. waaw war nañu mu ci génn. moo tax ba bi président Macky Sall ñëwee en 2012 dawal tuuti daal di teg plan Sénégal émergent boobu mu teg ko ci ñetti pàcc mooy la transformation structurelle. de l'économie sénégalaise vers une croissance inclusive maanaam soppali nañ daan doxale parce que bi ñu xaymaa depuis même avant indépendance yi ba léegi nañ daan doxale pour suñu économie taxaw bu dëgër baaxul moo tax mu indi PSE bi mu indee PSE di ci njëkk mooy nañu soppali suñu économie ba mu indi yokkute goo xam ne ñëpp a ciy jariñu benn ñaareel bi mu ni capital humain protection sociale développement durable nañu def ci nit ñi def ci nit ki ci wërgu-yaramam ci njàngam ci environnement indi solidarité ba loolu lépp mën a am loolu moo indi bourse de sécurité familiale yi ak bi ci des mooy gouvernance bi ni ñu yoree réew mi ak ni ñu yoree gox-goxaan yi institution yi ñu dëgëral leen jàmm paix et la sécurité ci biir loolu bu ngeen gisee suñu production ceeb mi ngi yokku tey jii dépassé nañu 1 million de tonnes te 1 million 600 000 tonnes en général moom la ñu soxla pour autosuffisance mais egsi nañu ba 1 million de tonnes boo xoolee suñu production en mil mi ngi yokku suñu production arachidière suñu production horticulture mi ngi yokku
boo xoolee également ci yeneen nit ñi li ñu soxla ci wàllu développement ci wàllu ndox am nañu programme yu am solo yoo xam ni ñu ngi yokku ndox mi énergie bi ñu ngi koy yokku dem beeg dikk bi ñu ngi koy yokku ba tax na fi mu ne nii tendance bi ñu jël nii ak président Macky Sall bu ñu ko bàyyiwul lépp li nga xam ni li ci ëpp soxla nañ ko parce que nag bu ñu nañu waxante dëgg amul benn réew bu autosuffisant en nourriture en aliment autosuffisance alimentaire 100% moom amul même réew yi am doole léeg-léeg ñu importer yenn yoo xam ni soxla nañ ko ndax yeneen réew yoo koy liggéey. waaw mais mun nañ développer territoire yi ba bañ a di jegaane. alors ma ñëw ci loolu aménagement du territoire da nga ko wax lu am solo la Sénégal bi mu dee Sénégal ba léegi amul woon plan national d'aménagement de développement des territoires c'est la première fois que président Macky Sall jël décision ni dañuy def un plan national d'aménagement et de développement des territoires mu woote conseil interministériel 24 janvier daal di koy valider lu plan national aménagement du territoire mën a indi mooy boo jëlee Sénégal ni mu bindoo dañoo spécialiser zones yi am na zone yoo xam ni pour bay la am na zone yoo xam ni pour sàmm la am na zone yoo xam ni pour napp la am na zone yoo xam ni pour développer li ñuy wax les agropoles industriels agropole yooyu bu taxawee te léegi am nañ ci ñett yoo xam ni pare na am na yeneen yu nar a ñëwaat agropole yooyu mooy doon ay des zones de production de grande envergure en matière agricole yoo xam ne li ñu soxla ci wàllu dundu agropole industriel yooyu dañ koy def ba pare di ko transformer au lieu ñu koy jël noonu à l'état brut ñu transformer ko day fexe tamit aménagement du territoire parce que dem ak dikk bi am na solo gis nga développement mënul am te ñaar yi maîtriser wuñ ko mooy énergie transport ak infrastructure du ma wax rek transport ak infrastructure énergie parce que lépp looy def énergie la tey jii boo amuloon énergie fii li ñuy wax nii yëpp fii lañ yem ci suñu ñett nii du génn énergie lu am solo la hôpitaux yi dañu soxla énergie parce que bu ñu opérer il faut ñu am énergie lu am solo la internet bi ñuy wax bu amul énergie du dox te loolu président Macky Sall def na ci lu am solo xam ngeen ne ñu ngi commencé woon ci 500 mégawatts en 2012 tey jii daanaka ñu ngi ci 1450 mégawatts de production infrastructure yi waxi noppi Ila Touba mi ngi fi 125 kilomètres ak lu ko ëpp am nañ 200 kilomètres d'autoroute te bi mu koy jël 2012 32 kilomètres d'autoroute la ñu am donc yooyu ci aménagement du territoire la bokk ëllëg it fu ñu war a jaarale autoroutes yi fu ñu war a jaarale les lignes très haute tension 225 kilovolts ñu prévoir ko tey fi ñu war a taxaw ay hôpitaux ñu prévoir ko tey donc aménagement du territoire c'est une anticipation c'est une planification spatiale pour que wax ni réew mi fii lañ toll tey bu ëllëgee képp ku bëgg investir boo ñëwee dañ lay joxañ fi nga war a def ministère sectoriel yeneen yi tamit ku ci am programme fokk nga xool lan la suñu plan d'aménagement du territoire wax nga lëkkoo ak moom pour mën ko def donc laal nga point bu am solo ci développement au-delà même de cette crise là parce que comme ni ñu koy xamee y aura toujours l'après coronavirus yàlla may na nit xarañ ak xam-xam boo xam ni crise bu mu mënti am dina ko dépasser parce que si c'est pas la première crise mondiale am na yu fi xewoon ay peste amoon na fi ak yeneen mais humanité bi ak xam-xam yi ak docteurs yi et c'est le lieu pour nous vraiment de féliciter le corps médical sénégalais loolu bu ñu koy fàtte am nañu ay boroom xam-xam ci wàllu faj vraiment yoo xam ne amul kenn ku ñu mën a envier ci àddina bi je crois que loolu am na solo ñoom it ñu mën leen a jaajëfal ci liggéey bi ñuy liggéey ci suba ba guddi. docteur Thomas Sankara dafa doon ne la santé c'est dans l'assiette d'abord que la grainerie qui est dans ton plat c'est ça l'impérialisme mooy importation ñuy def yi est-ce que plan d'aménagement bu ñu war defar ci réew mi yaakaar nga ne war nañu mun développer gox-goxaan yi ba nga xamante ne ñun lu ñu béy fii lay jóge te ensuite surtout ci mbirum santé paj mi ci gox-goxaan yi ñu gën ko dooleel. waaw affaire plan d'aménagement territorial yi moom sama xam-xam bëriwu si trop. waaye li ma jàpp. ci mbirum santé. waaw si ni ko monsieur le ministre développé je pense que ne développé na ko et li ñu leen di souhaiter rek mooy ñaanal leen seen mbébét bi ñu am si loolu pour ñu am autosuffisance alimentaire di mën a bay li ñuy lekk suñ borom fexe ba mu am daal ba mu antu incha allah. donc sur le plan sanitaire je pense que ne loolu moom. mës naa ko wax nee naa il faut ñu gën ci góorgóorlu parce que de façon santé moom c'est primordial
te santé du ay waxi neen du dara moo koy joxe mooy liggéey. mooy gëstu xam-xam. boo gisee réew yu mag yi ñi yore seen santé ñëpp dañu nekk la plupart du temps dañu nekk ay professeurs d'université bu ma nee santé nag waxuma wér-gu-yaram rek. mu santé globale. maanaam kii faj kii gëstu ki nekk ci laboratoire bi kii xool jumtukaay yi ñuy joxe xayma bi muy socio-anthropologue bi ñoom ñëpp dañ ciy bokk donc boo xoolee presque santé bi day nekk ci ay hôpitaux mooy ay centre hospitalo universitaire wala institut hospitalo universitaire parce que dañu fay boole ay kàngam yu bari. je pense que Sénégal fi ñu toll nii comme ni ko monsieur le ministre waxee après corona war nañ mën a réfléchir pour xool nan lañ mën a décentraliser plateaux médicaux ou des plateaux techniques ou des plateaux scientifiques yoo xam ne war na mën a jàppale nit ñi bu bekkee am cas de crise. je pense que ne Sénégal hôpitaux yi am nañ fi on a vu que ne chaque région mooy 14 régions yi am nañ bu nekk am na benn hôpital. war nañ université yi commencé nañ université Dakar rek moo fi amoon léegi am na université Saint-Louis am na Bambey am na Kaolack am na Ziguinchor et cetera Diourbel am na Bambey donc man li ma xalaat mooy université yooyu yëpp dañ leen war a adosser benn centre hospitalo universitaire bu fekkee ne médecine ñoo ngi ko fay def wala ak science santé de la vie pour que ñu adosser leen loolu maanaam ubbi fa ay structures yoo xam ne ñu bëri xam-xam léegi Alassane jàng xam-xam bu la neexee sax nga bañ a déplacé wu. man ça fait même pas 2 semaines def naa benn cours université Marseille laa ko defee mais fii la ma fekk. mais sama bureau laa toog ñu dugal ma ci benn plateforme jox ma ay code ma daal di toog étudiants yi ñii nekk Sénégal ñii nekk Bénin ñii nekk États-Unis ñii nekk Europe nga def ak ñoom cours donc plateau yooyu am nañ ko télémédecine am na. léeg-léeg da ngay gis benn feebar. nga nekk docteur wala nga gis benn ñu jox la benn prélèvement de sang nga dugg ci laboratoire bi gëstu ko xool ko xamuloo ko nga daal di woo benn spécialiste bu nekk Londres télémédecine nga wan ko cliché bi muy xool ne la kii kat doomu jàngoro bi xoolal lii après nga daal di dem ci médecin bi ne ko comme yow yaay faj kat waa ji kat nee na doomu jàngoro bii la xoolal nga xool donc loolu jumtukaay xarala yi ni ñu koy waxee xarala yu bees na yaakaar naa noonu la ñu koy waxee. war nañ ko ma yokk je pense que ne gouvernement bi war nañ mën a gën a décentraliser et je sais que ne ñoom ils sont conscients parce que comme ni ko ministre bi waxee. ñi leen di conseiller ay professeurs d'université lañ yàgg nañoo dem ci yeneen dëkk yi Afrique États-Unis am na ñu bëri ñoo xam ne def nañ seen spécialité ay Europe ay France ay États-Unis ay feneen ak feneen gis nañuy doxale man boo gisee depuis moo commencé def ak DJ Raoult moo commencé liggéey ak moom dama ciy profité. man dama ko waxoon ne ko man lii ma gis fii di ko jàng di ko def bu fekkee ne man donc maa koy jàng jaru ko bu fekkee ne tamit lu ma soxla damay ñëw ba Marseille def ko foofu jaru ko man dama koy jàng dañuy wut ay étudiants ñu encadré leen ñuy jàngal même chose bi ba pare jumtukaay yi nga di ko fexe di ñu ko jàppale noonu ñu ko mën indile Sénégal par benn nga xam ne seen formation bu jeexee. ñu ñëw Sénégal ñu commencé former leen. bu ñu commencé di techniquer mooy li ñu jàng ñu bañ koo fàtte te loolu maa ngi lancé gouvernement comme am naa possibilité bi maa ngi la ko siy gërëm que ne recrutement au niveau supérieur l'enseignement supérieur à tous les niveaux loolu moom Macky Sall war na si gën a góorgóorlu président Macky Sall war na si mën a gën a góorgóorlu parce que am na ñu bëri ñuy formé ñoo ngi def ay postdoc si université yu mag te ñooñu wóor na ma ne Sénégal bis bu ñu leen jàppalee non seulement enseignement supérieur bi day avancer parce que dañuy nekk ay enseignants. noo di jàngale. ba pare di gëstu maanaam ñi nga xam ne ñoo ngi jàng dem nañ ba war a def doctorat ñu am ñoo xam ne mën nañ leen encadrer ba pare li ñuy wax transfert de technologie. maanaam xarale yu bees yi ñu indi ko Sénégal. ñu mën a faj nit ñi bu ñu amee ay problème duñ mën a dem di jógaani di dem ba Europe di faju gaa moom amul benn dëkk comme ni ko ministre bi waxee boo xam ne lépp mat na. amul mënul mat fépp mais boo amee le minimum boo ko amee. gis nañ fi ay américains jóge États-Unis dem France di faju gis nañ fi ay français jóge France dem États-Unis di faju et cetera loolu moom day am mais nag ñun yaakaar naa ne suñ capacité de recherche d'enseignement supérieur et d'innovation commencé nañ ko parce que université yaa ngi ñëw mais waruñu taxaw nag si taxaw rek
créer ay université dañ leen war a accompagner. renforcer université yi. renforcer université yi. renforcer pôle de recherche yi. te lii ma wax ni dama ko wax ci médecine dama ko wax ci science. médecine ak science ak biologie tout ça dama ko wax mais c'est valable pour tous les domaines c'est-à-dire que pêche océanographie agronomie yooyu yëpp xam-xam moo koy doxal. ceeb ndax baax na ndax bii baax na ndax bii moo gën a adapté suñ condition climatique gëstu moo koy def jën bii ndax baax na ndax lu tax muy manqué lu tax duñ ko am wala ban période lañ koy am gëstu moo koy joxe donc gëstu bi war nañ ko gën a mën a dooleel bu baax te xam naa ne dëkk yi ko dooleel yëpp Chine a ngi nii Chine bi ñu commencé boo defoon classement ñiy gëstu Chine da daan jël ay 10e c'est-à-dire que États-Unis moo daan raw Angleterre topp si après ay France ak ñëpp di ñëw léegi boo defee classement bi Chine moo jël paie moo raw États-Unis donc parce que ñoom dañoo investir si recherche bi investir si loolu parce que déjà ñoom bari nañ macha allah am nañ jumtukaay yi am nañ xarale bi te dëkk la boo xam ne dañ lay aider pour nga liggéey donc je pense que ne war nañ mën a góorgóorlu si loolu. waaw monsieur le ministre ñu bari wax nañ loolu recherche bi dafa am solo. te loolu moo tax réew mi mën a trouver solution ci li bëri gis nañu fii par exemple institut Pasteur bi fi nekk c'est le seul institut bi nga xamante ne mun naa defar vaccin contre la fièvre jaune en Afrique loolu recherche moo ko indi est-ce que ci coronavirus bi l'une des leçons du nekk li nga xamante ne renforcement des chercheurs et de la recherche au Sénégal te Sénégalais boo leen gis ci bitim réew ñu bëri am nañuy xam-xam yu bëri ñu ngi ci bitim réew xëy na amuñu condition yu mën a ñëw liggéey ci réew mi lan la ñu war def ci loolu. je crois que dañu war a kontaan ci loolu ñu am ay ressortissants sénégalais ñu nekk bitim réew ñu reconnaître leen ci seen xarañ loolu. waaye ñu mën a ñëwaat liggéey ci réew mi li muy wane mooy xëy na njàngale bi fii am na solo parce que ñooñu ngay wax bitim réew lañu nekk ñu ci bare fii lañ njëkk a jànge soo ko dem bitim. bi ci des mooy gouvernement bi ci vision président Macky Sall xaarul ba coronavirus ñëw ñu soo ko wax recherche. damay fàttali rek ni ministère bi yor enseignement supérieur mi ngi tudd ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. c'est-à-dire recherche boobu dafa doon marqueur bu am solo ci président Macky Sall. su ngeen seetloo également recherche en général science ak technique ñi koy def lu ci ëpp bokk. mooy ñi am ñi jàng ñi am ay baccalauréat scientifique. suñu réew dafa amoon déficit ci loolu. maanaam. néew ma bac littéraire baaxul effectivement baax na mais boo xoolee Sénégal ñi ci ëpp ay bac littéraire la ñu am science bi maanaam les mathématiques les sciences physiques la technologie ñi ciy jàng barewul moo tax président Macky Sall créé le lycée d'excellence de Diourbel gis ngeen concours général bi passé daanaka ña am bac foofu yëpp dañ ko am ak mention bien wala très bien loolu bu continuer ak yeneen jàng yu ñuy créer fii ci Sénégal gis ngeen bi pétrole beeg gaz bi amee mu créer institut national du pétrole et du gaz lëkkaloo ak structure bi gën a kawe en France ci wàllu pétrole ak gaz ñuy jàngale donc recherche boobu d'abord capital humain bi moo tax cohérence su PSE day feeñ saa su ne ndax axe 2 bu PSE mu ngi tudd capital humain maanaam investir ci njàng mi ci science ak technologie ba ñi nga xam ni bu ñu amee seen baccalauréat mën a def ay études scientifiques études de médecine def ay recherche mën a jàng dans les plus grandes écoles du monde mais nag wax nga dëgg ñu mën a dellu si seen réew la ñu xamoon ñu mën ko fee def mais liggéey ci bitim réew tamit bonul parce que mën nga fa am expérience parce que bu ñu waxantee dëgg laboratoire yi am je crois que docteur mën na ko seede yi am bitim réew pour ñu mën fa exercer def ay recherche xëy na eggaguñu foofu donc bu ñu amee xam-xam yooyu ba pare dellu ci seen réew ñu def leen dans de bonnes conditions je crois que dinañu mën a continuer parce que constat bi ñu def Chine par exemple bu ñëwee tey Chine dafa privilégier éducation ak recherche parce que Jimmy Carter moo soo ko benn jour ancien président États-Unis nee na États-Unis duñu liggéey ñu koy financer ay guerre moment bu ñu financer ay guerre chinois yi ñoom ñu ngi financer éducation ak recherche moo tax tey Chine mun nekk première puissance mondiale dans le cadre de la recherche et de l'éducation. oui mais Sénégal fa lañ jëm parce que gis nga supercalculateur bi ëpp doole ci Afrique de l'Ouest président Macky Sall moo ko indi mi ngi jam ñaajo parce que léegi recherche dafa laaj pour ñiy xarañ ak recherche boo mënti def muy biologie muy recherche ci wàllu xeet bu ne même agriculture dafa laaj ay données yoo xam ne da nga ko war a am
am ay temps de traitement yoo xamante ni. aussi ak ay moyens aussi. ak ay moyens mais supercalculateur motivation. supercalculateur bi nekk Diamniadio mais ay milliards lañ fa investir. te loolu ñi fa liggéey tamit. ñi fay liggéey am nañu xarañ bi. parce que ak Sénégal yàlla defal nañu sutura wax dëgg yàlla am nañu ay borom xam-xam ci wàll wu ne même médecine boo ko jëlee am nañu ay borom xam-xam. yu am solo wax nga léegi Institut Pasteur. mais am na beneen structure bu nekk Diamniadio. IRSEF oui. boo xam ni yaakaar naa ci biir semaine bi. te kooku ay sénégalais ñoo ko yor. docteur Mboup professeur Mboup. Pasteur tamit c'est sénégalais. oui d'accord moom ñoom ñoo ko mais ci wàllu compréhension sénégalais. boo nee Institut Pasteur. waaw oui bon sénégalais pour ñoom Institut Pasteur. d'ailleurs sénégalais est membre du conseil d'administration. voilà mais kii moom it am na solo que mu am sénégalais yu jàng ba xarañ. bu mel ni professeur Mboup ubbi institut bu mel noonu. nga xam ni président Macky Sall moo ko inauguré woon ci sphère yu Diamniadio tey ji mu ñu mën ko dugal ci mbir mi. donc loolu li muy wane rek mooy gouvernement bi en tout cas lépp lu mu war a def ak lu mu mën a def mi ngi koy def pour mettre les chercheurs dans de très bonnes conditions te plus ñuy dem ci kanam plus résultats yi di gën a feeñ. la recherche au Sénégal fii comme ni nga ko waxee sànq ñu bëri nee nañ ministre bi nee na gouvernement bi mu ci dafay jéego waaye ci à la vérité du terrain dañu gis chercheurs yu bëri dañu génn Sénégal dem bitim réew du ci liggéey te xëy na joxe seen xam-xam ci yeneen institut alors inversement Chine dañu doon ñoom boo bëggoon liggéey ak ñoom bu ñu demee jàngi ba pare ñoom dañuy ñibbi seen réew parce que am na condition am na gouvernement da koy defar pour chinois yi mën a toog aussi ñu wax transfert de technologie loolu dañ ko dul gis souvent su jëree wi loolu loi moo ko war a def ou bien ban matuwaay la ñu war a jël ci loolu. non matuwaay yi moom mooy créer conditions yi nit ñi ñëw je pense que ne loolu mooy secret bi mooy comme ni ko ministre bi waxee ah. je pense que ne comme ni ma wax naa ko léegi. université yi créé nañ leen donc d'accord nañ si entre parenthèses Macky Sall président Macky Sall scientifique la donc xam na recherche géologue la def na hydrogéologie. man bi may dekkee université xam naa si dara donc scientifique la xam na ne gëstu mooy doxal réew loolu moom xam na ko je pense que ne li tubaab na nag prêcher pour un convaincu. mais il faut que mooy moyen. waaw moyen am motivation pour chercher yi am. moom laa wax dama ne loolu foofu la ñu war a xool et puis renforcer ko maanaam créer ay structures de recherche yoo xam ne national yoo xam ne parce que yéen a ngi tudd Institut Pasteur yéen a ngi tudd IRSF man IRD laay liggéeyee am nañ possibilité pour tester ko loolu tamit. mais yooyu boo ko xoolee entre guillemets c'est des structures ce ne sont pas des structures nationales. bien que comme ni ko ministre bi waxee ay sénégalais ñoo fay liggéey. mais du ñu ay structures nationales yoo xam ne c'est adossé à l'État du Sénégal. bien que am nga mën a am ay convention de partenariat ñu fay liggéeyee par exemple waa IRSF ce sont des professeurs d'université et cetera ñu fay liggéeyee waa université et cetera mën nañ am ay convention pour mën a gën a liggéey mais li état bi war a gën a def mooy créer ay structures nationales de recherche wala mu créer li américains yi ak européens yi di def mooy ay unité de recherche day nekk benn unité boo xam ne xoolal dafa virtuel. mais day boole nit ñi maanaam benn boroom xam-xam moo naan man kat sibiru jaaxal na ma. lii ak lii la ñu war a def xaaral ma seet ki nga xam ne yoo moom spécialiste la kii doomu jàngoro bi spécialiste la kii feebar bi spécialiste la kii socio-anthropologue bi spécialiste la. kële ma nga liggéeyee beneen dëkk kële liggéey benn dëkk mu ne kaa leen ñu boole def benn unité de recherche am benn thématique de recherche maanaam benn foo xam ne da ngeen fay gëstoo ñu fay gëstoo di capitaliser di état bi di leen jàppale par exemple man bu ma nekkoon benn unité de recherche IRD li may jox ci subvention pour ma liggéey dañ koy jox unité boobu bu kenn jógee université jox ko loolu bu keneen jógee hôpital principal wala hôpital de Dantec ñu jox ko loolu ñu boole leen. ñuy gëstu si gëstu boobu fi ñu koy teg lépp mooy dañuy jëlaale ay étudiants en même temps di leen former si des thématiques de recherche ñu génn nekk ay borom xam-xam si li ñuy liggéey parce que léeg-léeg da ngay étudiant léeg-léeg da nga koy former sax si benn thématique mu dem ba jàngale si loo xamut parce que moom loolu thématique am la. yow da ngay am benn aperçu général nii
donc loolu moo am importance maanaam il faut ñu mettre en exergue comité scientifique bi parce que man gëm naa ne nit ñi comme ni ko ministre bi waxee nit ñi dem jàng ji à l'extérieur ñooñu ñu bëri am na ñoo xam ne bu ñu amoon ay conditions yu baax dañuy ñëw Sénégal te ñooñu bu ñu leen mënee jàppale ñëpp mënuñoo ñëw am na ñoo xam ne dañuy décider am na ñoo xam man gis naa ñoo xam ne dañuy décider rester en Europe rester aux États-Unis parce que ñoom vie boobu moo leen neex. mais am na ñoo xam ne ñoo bëgg a ñëw surtout nag nouvelle génération bi parce que complexe d'infériorité bi ak de supériorité amatut. di yarawut xam nga lu may wax. danaan ma parce que man am naa ay étudiants yoo xam ne ñoo ngi foofu bu ñuy waxtaan ci affaire étudiants danaan ma est-ce que tu sais une chose Cheikh ma ne ko est-ce xam nga leen. ma ne ko lan laa xam mu ne ma depuis Sénégal France 2000 bi Sénégal gagné France. waaw 2002. waaw 2002 ah. Coupe du monde. waaw bi ñu leen gagné nee na ma bi ñu leen gagné ba léegi moom dafa remarqué. parce que moom xam nga ay chiffres lay dundee. complexe mais dafa remarqué complexe amatul. nee na moom bi mu commencé depuis période boobu étudiants yi ñëw nekk IHU di fa gëstu amatuñ complexe bi nee na les meilleurs étudiants de l'IHU parce que IHU boobu par exemple am na 23 nationalités. ñaar fukk ak ñetti nationalités nee na les meilleures nationalités les meilleurs étudiants c'est les étudiants du sud noonu la ñu ko tuddee mooy ñi nga xam ne dañu jógee Afrique maanaam ñi jógee Sénégal. Algérie Guinée ak quelques Français donc complexe boobu amatuñ ko donc xale yaa ngi jàng nañu fexe xam naa ne gouvernement bi ñu si def ay jéego parce que créé na ay universités dama ko waxee créé na ay yeneen centre et cetera nañ si gën a góorgóorlu. waaw mesure d'accompagnement ci war. waaw mesure d'accompagnement sensibiliser Sénégalais nag bitim réew ñibbi si. waaw sensibiliser leen et puis wan nit ñi wan Sénégalais yi sax surtout que ne gëstu moo yore réew yi. États-Unis bu ñu rawee France bu ñu rawee. recherche jéemuñu créer jéemuñu inventé dara dañ li ñuy inventé dañ koy créer sur recherche wax naa ko léegi recherche moo yore mbay moo yore napp moo yore santé moo yore éducation moo yore suñu dëkkukaay yi ñuy dëkk ñuy architecte yi dañuy def recherche ñëppay def recherche donc recherche surtout nag recherche appliquée bi je pense que réew mi war nañ si mën a góorgóorlu te man am naa yaakaar ne président de la République Macky Sall dina si gën a góorgóorlu pour ñu am jumtukaay yooyu. xëy na bu ñu defoon loolu monsieur le ministre chercheurs yi nekk Sénégalais yi ñu am ku ci trouver vaccin coronavirus mun na am fekkee ñoom conditions yi jox la ñu ñëwaat fii ci réew mi toog liggéey parce que bëgg nañ ñibbisi. waaw chercheurs yi même chercheurs yi fi nekk mën nañu trouver liy faj coronavirus li wóor te wóor mooy ëllëg feebar bi moom saafaraam dina am. ndax ñëpp a ngi ci incha allah. noonu la àdduna bi doxee. feebar buy am na feebar yu fi amoon. jeex na léegi bii am na li wóor te wóor mooy dinañu trouver li nga xam ni moo koy faj. te loolu way jombul sénégalais trouvé ko moo xam sénégalais bu nekk fii wala feneen. de toute façon spécialistes yi ñu ngi ciy liggéey te li am solo moom mooy ñu trouvé ko lu mu gën a gaaw nag moo gën. wante li wërte wër dina am après coronavirus. mais monsieur le ministre est-ce que yow convaincre nga suñu génnee ci coronavirus bi matuwaay yi ñu jël nii dina am lu changé ci nit ñi fii Sénégal yaakaar nañ dañuy changé. waaw xam nga ñu ngi fàttaliku bi bateau de Joola amee mu doon mbir mu tiis. jamono yooyu juste après le bateau Joola mais surcharge amul woon ci oto yi. kenn nangul woon taxaw ci marchepied. mais après on comportement yi commencé changer mais avec le temps nit ñi changé loolu nag mooy xeex bi ëpp solo bu ñu wala boole ci mbir mi nañu xeex coronavirus mais nañu gérer après coronavirus. ngallaawaay li nga xam ni mooy attitude yu baax yi ñu am. changement de comportement distanciation nuyoo yu bare yi saafonte yu bare yi loolu suñu tradition la mais mën nañ ko def respecter ko sans que mu doon li nga xamante ni moom la ñuy def surcharge yi am ci oto yi. wax dëgg yàlla. accident yu bare yi. boo gisee da ngay dem ci ñun dañuy déplacé wu du bare di dugg biir Sénégal mais léeg-léeg man bu ma taseeg yenn oto yi. sama yaram dafay damay am ay frisson dafay daw. day gis oto boo xam ni. nit ñi dañuy toog ba toog ci kaw. li ñuy toogee. kooku choc bu am c'est certain que ay. mais ñooñu dénk tali bi nag ñoo war def seen liggéey. waaw moo tax remise en question globale la ñu war a def ci lu bare et remise en cause maanaam góorgóorlu ba. comportement yi ñu changé ko góorgóorlu ba ñi war a doxal ñu doxal ni mu waree góorgóorlu ba mu doon ndëpp général boo xam ni daal. su ñu yàlla defalee sutura te yeneen daal defal sutura ñu xeex ak jàngoro bi mu teel fay jóge ñu am comportement yoo xamante ni suñu société dina gën a mën a organiser wu
en tout cas gouvernement bi pare na ci digalal président Macky Sall mais du gouvernement bi rek moo mën a doxal loolu kooku citoyen bu nekk sa yëfu bopp la yaa war a am un comportement responsable ci naka la ñuy duggee naka la ñuy da ngay gis mbedd moo xam ni da ngay yor sa oto bëgg fa jaar gis ku bâché ni ma ngay ngénte wala ma ngay def leneen nga obligé yow tourner doo xamati fooy jaar yooyu comportement la ñu war a seetaat mu doon comportement parce que nous sommes dans une société nous sommes obligés de vivre en société nañu respectante suñu biir joxante cër jël ay matuwaay jël ay comportement responsable yoo xam ni bu soobee yàlla bu ñu ko doxalee Sénégal dina mën a gën a jëm ca kanam. jërëjëf monsieur le ministre maa ngi leen di gërëm di leen sant temps bu ñu joxoon jeex na di tamit di xamal askan wi que kii di docteur Seydi bind na benn bataaxal jagle ko kii di sëñ Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides di ko jaajëfal di ko gërëm ci xamal ne prise en charge bu mu def malade yi nekk foofu di leen jox añ ak reer loolu professeur Seydi bind na ko xibaar la loolu baax la solidarité bi day yokk ci Sénégalais yëpp di gërëm le ministre des collectivités territoriales et du développement et de l'aménagement des territoires di monsieur Omar Gueye de gërëm aussi docteur Cheikh Sokhna le directeur de recherche de l'URD chef d'équipe au sein de l'UHU de Marseille bi xamante ne professeur Raoul moo ko dirigé di gërëm auditeurs yi ak téléspectateurs yi ñu doon suivre internautes yi di leen jox rendez-vous suba encore ñëwaat fii ci antenne bi di continuer sensibilisation bi ci coronavirus bi pour réew mi génn ci ni mu gën a gaawee di naan sénégalais bu nekk xamante ne lii docteur yi digal nañ ko def parce que loolu mooy suñu jàmmi yaram jërë ngeen jëf